asalaamaaleykum suñu mbokk téléspectateurs yi ñoo ngi jégalu ci problème yooyu ñu amoon nga xam ne problème technique la ak ci tam yéex a tàmbali émission bi nga xam ne bu ñu waroon tàmbali ba 21h mais ñu xawoon ay tuuti retard yoo xam ne ñu ngi koy jégalu téléspectateurs yi di leen nuyu yéen ñëpp nag di am mbégte di am vraiment contentement bu rëy ngir dellu si waat ci suñu émission bu mag bi nga xam ne moom mooy ëttu immigré dañ koy defee fii ci A2I nekk ci PV du Soligo tey nag ñu am suñu gan goo xam ne moom la ñu invité ñu di ko wax Boubacar Niang nga xam ne moom mooy secrétaire bu CISL bu Padova fa la nekk nga xam ne syndicaliste la sénégalais la yàgg na ci affaire syndicaliste yàgg na aussi ci affaire immigration kon defe naa tey ji moom la ñu dalal ci suñu émission pour bëgg a waxtaane problème yi nga xam ne moom la immigré yi di am xam naa ñu bàyyi ko mu nuyoo ak téléspectateurs yi bu ko defee ñu soog a mën a dugg ci biir waxtaan bi sëñ Bouba kon ñu ngi lay dalal di la nuyu di la tatagal di la baalu ak tam ci vraiment disponibilité bi nga xam moom nga am ndax loolu yombul invité nit ki mu bàyyi activité bi yëpp te xam nañ ne sa jot bariwul waaw ndax fi nga nekk di fa yëngu bis bu nekk yéen a ngi recevoir ay nit kon boo demee ba bàyyi li nga jàppoon lépp ngir ñëw ci émission bi ngir bëgg vraiment orienter suñu mbokk yi def naa moom moo tax nga jóg ñëw ci émission bi sëñ Bouba ñu ngi lay dalal. jërëjëf sëñ Djily ñu ngi lay fay di la sant di la gërëm ci invitation bi di nuyu téléspectateurs yi fas yéene leen maanaam laale biir li nga xamante ni ñu ngi ciy yëngu ay at. te xam ko ci néew ci liggéey bi yaakaar mu doon luy jariñ askan sénégalais bi nekk Italie yëpp incha allah. waaw kooku kon moo doon suñu kan moom lañ leen doon bàyyi di leen ko présenté muy Bouba Niang waaw tey nag ñu fas yéene waxtaan ci ay thèmes ay pàcc yu bëree bëri waaye bi ñuy njëkk a jël mooy affaire pensionné yi moom la ñu fas yéene waxtaanee ndax xam nga liggéeykat boo gis ci àddina mi ngi xalaat pensionné liggéeykat boo gis rek pensionné lay xalaat parce que mooy période bi nga xamee ne da nga dem ba nga xam ne sa doole ji nga amoon jox nga ko agenda bi wala jox nga ko diita bi wala jox nga ko société bi ba mu jeex nga war a dem nag toog nag noppalu ko nag nekk ay jours yoo xam ne lu ñuy wax ay jours au soleil maanaam bis yoo xam ne yow say bisu noppalu lay doon te bis yooyu foog mu am loo xam ne dañ la koy dencal foog mu am loo xam ne dañ la koy rispermiarel pour boo mënee boo demee tey pensionné mën ko fa fekk waaye kon ñu laaj Bouba li ñu koy njëkk a laaj mooy maanaam lan mooy d'abord pensionné. waaw pensionné moom la ñuy wax ci Sénégal retraite mooy maanaam nga liggéey ab diir. àgg foo xamante ni yoon maanaam bi ñuy wax loi natt na ni ku fa liggéey ba àgg fa. war naa mën a toog ñu am luñ koy jox. par weer ci li des ci dundam loolu la italien di wax pensionné jamono yi ñu toll nag ñi ngi ci wax bu baax parce que lu yëngal Italie la lu ko yëngal la parce que at yi ñuy dem pensionné Italie sori na te dañ koo fas yéene yokk waaw maanaam comme nag ma laaj liy pensionné en attendant foofu la yem ba ñu dugg ci wax ji lu ko waral ak lan moo tëral mbir moom. waaw xam nga loolu kon leer na. kon pensionné mooy koo xam ne da nga liggéey ba dem maanaam retraite kon ni ñu koy waxee ci Sénégal nga xam ne nit ku liggéey ba li mu war a liggéey jeex ñu ne ko léegi kat demal noppalu waaye bu weer dee weer wu nekk dina am loo xam dañ la koy fay loolu mooy ki nga xam ne moom la ñuy wax ne moom mooy pensionné. léegi ma lay laaj tam Italie maanaam nit ñaata at la war a mën a liggéey pour xalaat ne moom war naa mën a doon pensionné. waaw wax ji dañ koy xaaj ci ñetti pàcc. bu njëkk mooy dama lay tontu ci ñaata at la nit war a liggéey pour mën a dem pensionné. yeneen ñaari damay séddale immigré yi nekk Italie ñun. ñaari pàcc lañu ci nu ñu war a mën a demee Italie te mi ngi dépendre ci at bi ñu commencé liggéey. kon ñaata at la ñuy liggéey pour mën a dem pensionné fi mu nekk nii ñu ngi toll ci 42 ans 7 mois. l'Italie xayma ni ku ko verser taxe war nga mën a dem retraite.
alors ñoom dañu am lu ñuy wax ISTAT loo xamante ni état bi la benn institution boo xamante ni mooy natt seen lépp daal lu ñuy xayma ci réew mi foofu lañ koy jaaralee. seen statistique nga xam ne maanaam mun nañu wax ne genre institut statique. waaw statistique la daal. voilà mooy natt affaire démographie bi. tout mooy natt lépp daal loo xam ne jëm na ci réew mi loolu moom mooy li nga xam moom moo koy natt pour wax ne ci nangam lañ ko xayma. voilà waaw. bon ISTAT dafa ni. ñetti at yu nekk dañuy xayma dund gi ndax dafay yokk walla dafay wàññeeku. comme toi bi liggéey nañ ci développement ak ci wàllu santé ba gis nañ ni léegi c'est ku fiy dund di nga mën a àgg ci yenn gudd fan yoo xam ni daawul am. loolu dafa tax ñu ne ñetti at yu nekk dañ ko war a nattaat pour xool ndax dañuy bàyyi retraite bi foofu walla dañ koy yéegal parce que bu ñu xaymaa ni nit ñi dañuy gën a dund alors dañuy wax kon dañ ko war a yéegalaat. li tax loolu mooy. ñiy liggéey tey ñooy fay ñi dem pensionné. pensionné du ku dem pensionné da nga bàyyi sa xaalis sa compte mi ñuy tibb di la jox loolu mooy mbir mi. ñiy liggéey ñooy fay ñi dem pensionné ndax ñi dem pensionné ñoo fayoon ñu jiituña xaalis ba toog fa di xaar. dëgg la looloo waral gouvernement bu nekk da nga war a fexe ba ñiy dem pensionné am ñu leen remplacer ci liggéey. mën a tolloog la ñuy verser mu war a mën a fay lii su dul loolu day am benn problème buy am ci bilan. du am équilibre. 42 ans 7 mois yi ñu toll ñoom fi mu nekk nii dañ cee fas yéene yokk 5 mois. yeneen juróomi weer. day daal di nekk. 42 ans et 12 mois. bon mu maanaam nekk 43 ans. waaw maanaam aujourd'hui nit ki kuy dem pensionné Italie aujourd'hui fi ñuy waxee. da nga war a am 66 ans 7 mois. ci at. ci at waaw. léegi bu ñu ci yokkee 5 mois ci at yi. dafay war a nekk 67 ans. ñu ne ci 67 ans yi war nga minimum nga verser 42 ans d'impôt. d'impôt. loolu noonu la tëddee. waaw kooku mooy ki dem retraite normale aujourd'hui. am na retraite bi ñuy wax sociale. am na retraite bi ñuy wax minime. yooyu yëpp mën nañ ci wax. mais retraite sociale retraite minime loolu yëpp lan est-ce que kooku dañ koy wax ne ko moom kooku xanaa duñ ko wax mu liggéey ba am ay 60 xaw ma ñaata yi nga wax am xëy na du egg foofu. waaw xam nga social bi. mooy ki nga xamante ne xëy na juróomi at la woon loi bi si immigré yi changé ko def ko fukki at. la liggéey ci dund mi si des yëpp xëy na da doon liggéey au noir wala mu def ay mbiru boppam ba àgg ci atum retraité amul taxe yu mu fa versé yu ko may kooku la ñuy jox social. mais weer bu nekk lañ ko koy jox social weer bu nekk lañ ko koy jox. aujourd'hui ñu ngi toll ci à peu près 450 euros. euro la doon. mais social bi kuñ koy jox. fii nga war a nekk di ko dundee muy immigré bi muy italien bi. d'ailleurs tout le temps dañuy def ay contrôle di yónni police municipale pour xool nit ki ndax fi mu wax ne fa la résider mi ngi fa ba léegi. bu ñu ko defee yenn contrôle yi gis ni fekk ñu ko fa. ñaaree sax dañ koy laaj lañ ko ci jotoon fay. muy italien muy immigré pour mu fay ko. kooku mooy social bi. kon léegi social bi léegi kuñ koy jox maanaam nga nekk italien ak nga nekk immigré yéen ci yam da nga war a nekk ci réew mi di ko dundee war a dundee léegi ñoom bu fekkee immigré nga tey ñu dem ba contrôler sax xool nekkatoo ci réew mi dañ lan la ca jotoon a jox dañ lay wax ne la. pour koy dagg ba pare dañ lay laaj lañ la jox pour nga delloo waaw parce que dañ la ko jox pour nga toog fii loolu moom mooy retraite sociale la waaw. vecchiaia. waaw dafa nuroog social te du social. vecchiaia mooy maanaam lan. vecchiaia mooy ñun ñi nga xamante ni ñëw ñu fi xale. damay généraliser. nga xam ni at yéen nit war a liggéey mënoo koo am. parce que bi nga fiy ñëw am nga 30 ans 35 ans wala ci nga commencé liggéey. mënoo liggéeyaat ay 42 ans. parce que dafa àgg. du mën a nekk. amaana booy àgg ci atu retraite. day tombé ay 20 ans nga versé ay 25 ans wala 30 ans. kooku la ñuy wax vecchiaia parce que mataloo li nga versé. mataloo li nga versé ci at màggat moo tax ñu lay yóbbu pensionné. foofu tamit dafa am lu ci am solo luñ ci war a leeral. waaw muy lan. muy aujourd'hui dama ne la sànq kuy dem retraite yaa ngi ci 66 ans 7 mois ci at yi nga am. waaw versé 42 ans ñu bëgg ko yokk def ko 67 ans. mais vecchiaia man su dee dama versé 25 ans aujourd'hui ma am 67 ans. te mataluma du ma dem pensionné. doo dem pensionné vecchiaia ngay dem bi ma moom. vecchiaia mi ngi fi may wax ak yow nii ci 70 ans. la nekk vecchiaia. waaw kon man damay xaar 70 ans. il faut nga xaar ba 70 ans mais am na ci diggante bi lu mën a nekk. muy lan. mooy 67 ans yi su matee.
man damay demander social pensionné social. bi ma doon wax léegi. li nga doon wax léegi nga xam ne dañu la koy jox. mu nekk nga loo toog fii di xam ko ne dund. ci réew mi ngay toog di ko dundee. kon man 67 ans bu ma demandé social boobu parce que mataluma 42 ans yi ma versé impôt. ba 70 ans bi may am droit pour ñu commencé ma fay li ma versé. fii laa war a toog di ko lekk. parce que aw ma droit génn 3 ans yi su dul loolu dañ koy dagg fayee ko. su ma àggee 70 ans. nag damay def demande normale. parce que léegi ci màggat laa demee biir kii pensionné nga ma nekk. versé si 25 ans 30 ans lañ may fay loolu am naa droit lekkee ko fu ma neex. lekk ko fu la neex parce que moom maa ko boobu versé. boo xasee am 70 ans moom. parce que li ma versé li lañ nga may versé fay. moom lañ lay fay. ma fu la neex ngay dem lekkee ko fa. voilà léegi beneen bi ñu ci war a leeral sànq maa ngi lay wax ni la ñun bokkuñu immigré yi moo tax léeg-léeg da ngay jox nit information mu dem ci ki mu dëkkal. ni ko yow tam am nga droit bi wala lii wala demal def lii fekk demewul noonu. waaw parce que man li ma jaaxal mooy damay gis ay ñu mel ni marocain yi wala tunisien wala yeneen xeet yi daal ñoom mel na ni pension yi ñu fi am dañ leen koy fay directement parce que dafa am xëy na ay accords yu seen i état signé ak état italien wala yu demee noonu daal. ñu gën ci am ay leeral. waaw su ma terminé point bi dinañ laal lool parce que effectivement ñoo ànd. waaw accord bilatéral yi am commission mixte yi pour ñu mën a taxawal. li tax Bien, ñaari réew yi am di ay mën a- accords yu ñu signé. waaw. bu ma terminé point parce que c'est important parce que toujours dama koy faral di ko leeral ndax da ngay wax kenn information ci dara mu daw ni keneen ki yow it am nga droit bi wala li fekk bokkul. waaw fekk na boobu bokkul. parce que ñun immigré yi nekk Italie. kii commencé liggéey avant 96. avant 1er janvier 1996 ki commencé woon liggéey 95 92 91. waaw bokkul ni muy demee retraite ak ki commencé à partir de 96. 96 waaw bokkuñu loi bi dafa changé. bokkuñu. ah lan mooy différence bi. ah dañ commencé ci commencé liggéey avant 96. kooku dañ loi bi dafa ne ko pour mu am pensionné minimum bu ndaw bu moitié bi il faut mu am 20 ans d'impôt yoo xam da ko fay 20 ans nag c'est pas de 2000 à 2020 parce que xëy na de 2000 à 2020 10 ans laa ci liggéey. kon 10 ans nga ci liggéey la maanaam kon 20 10 ans ans. mooy mun na bañ a Mooy taxaloo. ñu dajale te lépp bu ko daal. booloo am naa 20 ans. kooku loolu lañ ko wax ni ko moom la war a am pour mun a am minimum bi. minimum. ki commencé liggéey avant 96. waaw pourquoi avant 96. Pourquoi? waaw lu tax. parce que kooku loi dafa am loi bu wax ni. suy dem pensionné te matalul 500 euros. état bi da ko koy compléter. parce que bu ñu calculer. mu te matalul 500 euros almese. almese waaw mun na am tam 350 euros day faral di am. li mu versé loolu la. loolu la. parce que liggéey yëpp bokkuñu li ñuy fay impôt am na liggéey secteur agricole ak yeneen. waaw li bien ñuy fay sûr bariwul. bien sûr bien sûr. bu ñu xaymaa mu war a am 350 euros par weer loi bi dafa ni. nañ ko dollil 150 euros par weer muy am 500 euros ngir dundam. ki commencé liggéey avant 96. avant 96 mais dañ ko imposer mu am minimum 20 ans. de minimum côté. am 20 ans de kooku bu matalul 500 euros état bi da koy compléter ci pension am pour mu àgg foofu. lu am solo la. système mixte lay dem. parce que dafa changé dañuy wax système rétributif mooy maanaam ki ñuy fay selon li mu doon gagné comme salaire. ak léegi li xew ki ñuy fay selon li mu versé comme impôt. alors looloo waral mu xaajoo ñi commencé 96 ak avant 96. léegi ki nga xam ne 96 la commencé. imposé wuñ ko 20 ans. moom dañ ko wax yow loo liggéeyoon minimum 10 ans lañ la laaj. boo ki liggéey commencé 96. 96 waaw. minimum 10 ans lañ la laaj. mais loolu liggéey rek loolu lañ lay fay. waaye nag soo àggee retraite ñu calculer ko nga war a am 200 euros 200 euros. lañ moom lañ duñ lay la fay. tegal. yow loi bi du la tegal ci dara. 300 euros lañ lay jox duñ la fay duñ la tegal. wax nga dëgg. loolu mooy différence mooy su différence bi. ki liggéey avant 96 ak kii liggéey après 96. mais loolu lu ko lan moo indi loolu xanaa ay loi la yoo xam ne nit ñi bi ñu ko doon voté xëy na xooluñu ko woon xëy na Si, wala si, jàngatuñ si. ko woon Si, wala si. mais lu ko waral daal. voilà xam nga maanaam sànq da nga laal li ñuy wax démographie. waaw. te sànq si début waxtaan bi dama ni la ñiy liggéey ñooy fay ñi dem. ñu dem dëgg la waaw. alors Italie toll nay jamono ñeenti nit yiy liggéey ñooy fay benn pension. benn pensionné. dañuy calculer day dem ba liggéeykat yi dañuy toll ci ñaar ñooy fay benn pensionné yooyu mais il faudrait que ñiy liggéey mën a doon nombre boo xamante ne la ñuy verser day fay. ñi dem pensionné ndax man lañ may dagg ci taxe wala yow. benn man kenn lañ may dagg rek doyul benn pensionné kon il faut ñu doon ñett ba ñeent pour fay kenn. dëgg la. loolu moo waral
ñuy xayma toujours réew ndax ay gone nga juddu wala judduñu. parce que ci loolu la ñuy nattee toujours classe biy génn dem pensionné. génération yi ñëw di ko remplacer. parce que bu xale yi juddul day am crise loolu moo waraloon Italie ba yàggul dara di def flux maanaam di wax. ku am contrat nañ ko wax mu ñëw parce que amuñu woon doom yooyu fii. il fallait ñu am uti doom yooyu ñu ñëw. moo doon waral flux bi. alors de ce fait que loolu dafa nekk loo xamante ni mooy maanaam équilibre bi nga xamante ni moo yor pension. mais pourtant flux yi ñoom dañ ko def mais ci période crise dañ ko def. waaw bien que ñoom créé nañ ay flux mais peut-être xëy na que ni que créé wuñu maanaam nombre d'emplois amuloon adéquation entre flux yi ak emploi yi quoi en fait ci mun bu fekkee dañuy def analyse normalement. waaw xam nga aussi. tubaab yi. dara ump leen ci li ñuy def. mais day fekk ni ci ginnaaw gis nañ ci seen njariñ. ci ni ma jàppee ñu bàyyi mu noonu mu dem. ñoom soxla nañu ay xale yu ñëw. ay jeunes yu fi ñëw pour mën fee liggéey mën fee bàyyi seen doole comme ñun niñ fi ñëwee di fi liggéey te suñu réew yi ñoo ñu formé. ndax ñun école publique Sénégal xaalis Sénégal lañ ñuy formé. bien sûr jàngee bi ñu ñëw fii dañu ñëw apte pour mën a liggéey dugg di liggéey di jariñ Italie. loolu mooy tax accord bilatéral am importance buñ ci àggee moo wax la ci sama xalaat. mais ñoom dañuy ubbi flux bi pour yow nga fexe sa frère ñëw keneen fexe jarbaatam ñëw keneen donte xam nañ ni kayit dinañ koy defee ak yooyu yëpp. mais comme kayit bi ñu lay jox dañuy imposer ni la pour ñu renouveler la ko foog nga liggéey. ñoom xam nañ ni après yow di nga dem wuti liggéey. waaw pour mën a renouveler kayit bi pour mën fi toog. parce que boo seetloo ñi fiy dugg ci flux si yëpp liggéey bay tax ñu dugg si fi. nekkuñu ci après mais dañuy dem wuti beneen liggéey. mais comme li ma la wax Italie pour mën a téye équilibre dëkk bi. ak démographie bi. par rapport ak naissance yi ak métier am ak ñiy dem retraite ak ñi war a dugg ci dans le monde du travail. waaw loolu day ñëw compenser doom yi nga xamante ne waroon nañ juddu te judduwuñu. loolu day ñëw compenser parce que très souvent crise mun na am liggéey am. mais liggéey yi am ñaari day metti wala nit ñi duñ ko bëgg. waaw maanaam ay liggéey yoo xam ne peut-être ay fay ba du spécialité baax lay doon wala metti bi day metti. day metti wala il faut nga am yenn profession yooyu. Voilà. façon yooyu yëpp day am. dafay am. malgré crise am na effectivement mais am na yenn xeetu liggéey yoo xam ba léegi mi ngi am. mi ngi am te liggéey la yoo xamante ni vraiment ku koy def rek jàmbaar nga. métti na ci xel métti na ci yaram métti na ci doole te it fay bi tax koo demee noonu parce que xëy na ñun bu ñu ko waxee ñun ñu nekk Europe ñi fi nekkul dinañ ñu mën a gëm. parce que ku fi nekkul nga bëgg ko wax ni ko léeg-léeg nit di liggéey di fayeeku yenn salaire yi fii ci Europe ba Allemagne am na fa. doo ko mën a gëm. te da nga koy waaw am na fa ba léegi. am na fi. dëgg la. alors liggéey yooyu léeg-léeg la muy verser ci ay impôt ak taxe ba pare day nekk liggéey yoo xamante ni sax. dafa am solo nag ci dëkk. liggéey la ñu bari bëggul mais liggéey yooyu day nekk am solo ci dëkk bu doxul rek day indi problème. ci dëkk dafay indi sooxe. dafay indi sooxe. dafa mel ni rek pour jox la misaal bañ a génn ci thème bi. ñiy ñiy jël mbalit Sénégal. dëgg la liggéey la boo xam dañ koy oyofal. mais buñ toogee liggéeyul maanaam ñëpp ko yëg. non non bien sûr parce que dëkk bi kenn du mën a génn. bien sûr bu tawee dëkk bi yàqu kenn du bien jàpp sûr. aise mun na indi feebar mun na indi. kon liggéey yi nga xamante ni dañ koy def ñun aussi. muy liggéey yi nga xam ni maçonnerie la. muy liggéey yi nga xamante ni ci liggéeyu tool yi la. muy liggéey yi nga xamante ni élevage la parce que nag yi ñuy yar war a defar seen soow yeeg yu demee noonu immigré yi ñoo koy faral di def. parce que dëgg la italien yi. waaw metti na horaire yi compliqué na. horaire yi fay bi compliqué na demewul noonu. fay bi baaxul yooyu yëpp état bi daal nag day soxla ñu def loolu. ñu def loolu c'est alors obligatoire. loolu aussi c'est pas ñi fiy ñëw ñëpp liggéey yooyu rek lañ fi mën a am nag. du loolu. non non bien nag sûr. am na ci aussi ñu leeral ko quoi. waaw c'est te vrai. loolu day nekk loo xamante ni. bu fekkente ni am na crise yu ñu koy liggéey mën na indi sooxe fenn ci réew mi te ñi yor réew mi ñoom bàyyi nañ xel ci maanaam fànn yépp pour mu dox ni mu war a doxee. ah wax nga dëgg kon léegi donc moom ñaari façon retraite comme ni nga ko waxee nii moom nga doon wax ne moom moo am ñiy commencé liggéey avant 92. non 96. avant 96. ñi après 96. ba après 96. ñooñu ñëpp maanaam ñiy commencé liggéey avant 96 ñooñu état bi da leen di compléter seen i pensionné su fekkee matul 500 euros. te fekk aussi ñu liggéey 20 ans yoo xam ne. minimum versé nañ ay compte goutte
ñeneen ñi nga xam ne ñoom après 96 la ñooñu li ñu liggéey rek li ñu versé rek lañ leen di fay maanaam état bi du leen compléter dara kon defe naa loolu nekk na loo xam ne vraiment lu leer nañ la te nekkoon na mbir moo xam ne tey jii am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi jëm ci pensionné te maanaam ubboon na seen bopp mais am na ñoo xam ne aussi itam quelquefois ma gis ñoo xam ne dañuy anticiper pensionné bi loolu exactement lan la. amul dans la mesure où amoon na fi malheureusement parce que. ñun dëkk ñu fi juddoowuñ fi mais ñu ngi leen di fay ñooñu. ñoo xam 19 ans la ñu liggéeyoon fonction publique tolloon na ay jamono ñu ne dañuy wàññi ay liggéeykatu état bi. fonction publique ku am 19 ans d'impôt nga dem retraite ñu bari demoon retraite à 40 ans 42 ans 45 ans. parce que dañ teel a liggéey ñooñu ba tey jii nii ñu ngi leen di fay. ñu ngi leen di fay ñun nii. mais damay faral di dégg ñuy téléphoné di laaj dama dégg pension anticipée ak yooyu mais amul anticipé mar day taal boo ko déggee rek. nit ki am na laago boo xam ne mënatul liggéey. dafa feebar ab maladie professionnelle. wala lu ko gaañ. wala yu demee noonu quoi. waaw ñu koy fay selon aussi. waaw la mu versé woon ñu calculer ko. mais c'est-à-dire kooku léegi bu fekkee eggagul ci âge retraite. waaw dinaa la ci jox exemple rek mais lu compliqué la ba bugguma dugg ci débat bi ci loolu ci calcul bi. ki nga xamante ni dafay liggéey am accident de travail mënatul liggéey. ñu war ko commencer fay pensionné boobu. invalidité. ni ñu koy calculer mooy ak liggéey bi mu doon def noonu. waaw lim ciy fay ci taxe. la ñuy calculer ba âge retraite am bu ko versé woon ñaata la war a am. calcul bi noonu lañ koy defee pour mën ko fay. commencé ko fay li mu war a am giiru dundam. mais boobu aussi li ci am na particularité. loi mooy wax parce que tubaab bi lu ñuy def ci loi lañ koy teg. même tubaab bi boo xamee ni kii giiru dundam nii la laago bi dootul dañ. loi bi dafa ni dañ la koy jox pour 3 ans. nga ñëw révision ñu defaat visite commission 8 médecins def ay examen confirmé waat pour 3 ans. que ni loolu la daloon ba léegi mi ngi la dal. muy 6 ans. bu 3 ans yooyu jeexee da ngay ñëwaat commission 8 médecins ñu defaat ay analyse confirmé waat beneen 3 ans. muy 3 fois 3 ans di 9 ans bee ko wax. bu 9 ans yi jeexee bu ñu defee visite def commission nag bu boobaa bu nekk li ko daloon ba léegi moo ko dal dañ ko koy jox définitivement. c'est pour toute sa vie kon. mais il faut ñu xam loolu. parce que après 9 ans léeg-léeg nga gis ku ñu ko jox rek mu dem tëdd fële man gis naa ko malheureusement. waxtu visite jot ñu war ko def révision la tudd. du fi nekk du xam lu ñuy def te dafay nekk yoo xamante ni boo xasee ba tëb yenn visite yi rek pour jëlaat yoon bi dafay xaw a compliqué. dafay xaw a métti quoi. mais boobu noonu lañ koy joxee mais bu dul boobu. du yomb da ngay dégg ñu naan am na retraite anticipée parce que tubaab yi fii lañ dëkk. déjà ñoom versé nañ plus de 40 ans mënuñu dem. xam naa ci ñu bari. bu doon anticipé am na ñoom ñoo ñuy njëkk dem c'est pas bëgguñu dem mais amul. kon boobu daal moom. pour le moment amul pour le moment nii daal amagul. waaw mais extra communautaire yu maanaam ñun comme ñun immigré yi ñun ñii ñëpp maanaam ñi fi liggéey di sénégalais en particulier est-ce que suñuy état am na ay accords yu mu signé ak état italien tey pour que ëllëg ak lu mënti xew maanaam li nga xam ne moom nga fi am ci ay compte-gouttes moom nga fi am ci pensionné bu ëllëgee ñu mën la ko verser. waaw malheureusement ñun comme Sénégal amuñu accord ak Italie. malheureusement je dis. ndax accord boobu doon na jariñ doomu Sénégal yi nekk fii. mais la muy jariñ Sénégal la ëpp. alors su ma xoolee pour jox la Tunisie am na ko. Cap-Vert am na ko. Cap-Vert bi nga xam ni waaw am na ko parce que seen gouvernement. as ndëkk su ndaw la. waaw Italie. toll nay jamono ay doomam dañ daan génn moo ëppoon li ñuy dem boo demee Belgique ñoo fa nekk boo demee France ñoo fa nekk. Allemagne boo demee Argentine Allemagne. bi mu gisee ni ay doomam bu leen jàngalee si école am ba ñu màgg dañuy dem si yeneen dëkk dafa dem ci dëkk yooyu ni leen du ma jël sama xaalis def ko samay doom ba ñu màgg ñëw liggéey di la jariñ te duñ ma jariñ kaa ñu signé accord. Italie moo njëkk def yooyu. waaw signé accord ak Suisse ak Allemagne ñëpp ñu la muy versé munoo jël lépp foog ma ciy am. alors loolu mooy waral ñuy def accord bilatéral kon aujourd'hui ñun Sénégal waroon na aussi mën a taxaw ak dëkk yi nga xam doomu Sénégal yaa fa dem di fa liggéey te Sénégal formé leen ci xaalisam mu mën ni leen non yéen doo leen jariñoo sama doom man ma toog kon kaay la ñu signé accord. accord bi pourquoi mu am importance benn yow mii nekk fii di liggéey xëy na defoon nga 15 ans
enseignement wala yaa ngi doon liggéey banque di nga mën a boole at yooyu ak at yi pour mën a dem retraite. malgré que calcul bi après fay bi dina am nu muy dina ci feeñ. ndax li nga fay ak li nga fay fi bokkul. du benn leen ak nu mën a demee li ñu lay fay bu dee da nga ñibbi rek di nga ci mën a dund. quand même dëgg la. alors loolu dafa nekk benn avantage. beneen avantage bi mooy tey bu Italie signé woon accord. ak Sénégal lu mu gàtt sénégalais bu nekk bu fiy liggéey weer wu dee sa salaire yokk 200-250 euros. weer bu dee sa salaire yokk bu fekkoon bu ñu ko signé woon tey. waaw mois prochain sénégalais yi fi nekk yëpp seen salaire yokk de 200-250. mais lu tax. merci beaucoup parce que dafa am lu ñuy wax assegno familiare. waaw mooy maanaam comme social bi ñuy fay Sénégal. ci njaboot bi ñuy fay Sénégal ci njaboot suñu papa yi daan def certificat de vie collectif. waaw di ko yóbbu fi ñu daan liggéeyee. fi ñu daan liggéey yooyu. assegno familiare. loi bi dafa ni boo fekkente ni am ngeen accord bilatéral. dinañ la ko fay même say doom bu ñu nekkul fii ba ñeenti jabar ak soxna ak ñeenti doom. soxna ak ñeenti doom mooy maximum bi ñu mën a fay. pourquoi parce que social boobu loi bi nekk Italie dafa ni ku fi sa njaboot nekkul. am fi résidence ci commune bi mënoo ko am. mais nag bu dee dama am sa accord ak sa dëkk. say doom nekk Sénégal ak sa soxna. danaa la fay ak ñu bañ fa nekk benn la. danaa la fay te ñeenti doom booy xayma immigré yi daanaka macha allah ñëpp a ko am booy xool. soxna ñëpp a ko ñi ci ëpp am nañ ko ak ñeenti doom. de ce fait soxna ak ñeenti doom minimum par weer day nekk 250 euros yu yokk sa salaire. benn ma jàpp ni sénégalais yi bu seen salaire yokkoo mu feeñ Sénégal. parce que weer wu dee ñu ngi yónnee seen njaboot ñu ngi jaaxle pour lu ne. bien sûr ñoo xam ne kay nee nañ dinañ yónnee lu war a mat 700 et quelques milliards. ñoom ñoo gën a li ñuy yónnee moo ëpp li maanaam état di def. aide yi ñuy jot ci aide au développement yi. aide au développement yi. li ñuy yónnee moo gën a fort kon je pense que ne que donc ñoom immigré. beneen fànn toujours ci accord bi laa lay wax beneen fànn bi am importance. mooy yow boo fi nekkee sa njaboot nekk Sénégal dañuy am droit di faju ci imputation budgétaire maanaam bu ñu feebaree. waaw dem hôpital faju nga fay 1/5. waaw comme genre PMI rek Sénégal. pourquoi 4/5 bi Italie da koy compenser parce que ci accord bi loolu moo koy fay. kon dina am xaalis boo xamante ni par force dina dugg ci santé bi Sénégal te dina suqali santé bi. d'ailleurs man comme genre IPM yi rek quoi Sénégal. Institut de prévoyance maladie. d'ailleurs même bi ñu fi amee problème mu machine boobu. entre parenthèse ma tijji ko bu gàtt tëjaat ko. ñu ko doon wax naan Sénégal dafa am problème machine ñu ngi dem. waaw mooy machine cancer bi quoi. moi je me disais que bu fekkonte ne amoon nañ accord ak yenn pays comme Italie wala yeneen yi. ca xaalis ba nga ma war a jox laa lay wax jox ma machine bi. parce que yooyu day am ci dëkk. parce que da leen di arrangé. bien sûr ci saa si ñu indi la machine yi installé la ko. te doo génnee sa dërëm. te du tee lañ la war a jox danañ ko ci dagg te dana am lu ñu leen jox. te waaw. kon accord bilatéral buy am d'abord réew mu nekk war ngaa sàmm say doom même bu ñu génnee. kon loolu rek waroon na tax accord am. rawatina boo defee accord say doom fa ñu nekk gën a am lu ñuy suturlu. war na gën a tax nga def loolu. beneen ba ca tega mooy xaalis yay dugg par at parce que fa la ñuy fajoo parce que am na yeneen fànn ak yooyu ak retraite ya nga xamante ni léegi mën nañ ko boole. loolu yëpp waroon na mën a tax vraiment gouvernement bu nekk Afrique rek. mais léegi lan moo tax accord mënul am boobu léegi ak li ñaata sénégalais ñoo nekk Italie sénégalais yi lu bon xam naa ëpp nañ fi 1 million. kon donc normalement dafa mel ni kon donc suñuy gouvernement ñoom dañ ñoo bëgg a bàyyi rek ci ñoonu ñu demee suñu bopp lijjanti suñu bopp sans pour autant que ñoom ñu def ay jéego. waaw man am nay jamono doon naa yëg ni ay ministres yoo xamante ni ñun comme immigré ci ñoom lañ dépendre doon nañ fi ñëw di def ay commission mixte. toog waxtaan ak gouvernement bi. pour lu mel noonu. waaye ba fii nii dara antoogu ci. waaw. ma yaakaar ni xëy na dañu xamul njariñ bi loolu mën a amal doomu Sénégal yi ak bi mu mën a amal Sénégal ndax bu dee maanaam dañ lay jël teg la ci paas ngay ministre wala ngay kilifa ci fenn ñu tànn la. yaakaar la moo tax ñu teg la fa. pour nga defal nit ñi loo xam bu ëllëgee ñu fàttaliku ni njariñ bi yaa leen ko amaloon. dëgg la. kon loolu rek war na mën a tax ku ñu fa teg nga rey sa bopp pour loolu mën a taxaw. tey nag comme nee naa la Italie da koo defoon nag réew yi nga xam ne ay doomam dañ fa demoon. nee naa la Cap-Vert ñoo ko gën a rëy. ñoo gën a rëy téeméeri junni yoon
kon du lu wóorte mën a nekk. waaw lu war a mën a nekk la. mais ci kaw nag ñi nga xamante ni ñoo ko ŋànk ci Sénégal. dox ko wax ko. sama kon xalaat daal maanaam ci liñ mën a wax problème volonté politique la kon. waaw sa loolu laa jàpp. waaw te bon loolu laa jàpp parce que yaakaar naa ne bu volonté politique bi amoon. ñu def lu mel ni ay assises ak immigré yi nekk fii. di yëngu ci wàllu association. wala ci daayira wala ci syndicat. ba tënk loo xamante ni xëy na dana nekk document boo xam ni kenn ku nekk di nga ci gis sa bopp. comme immigré bu nekk Italie. te dina nekk document boo xamante ni. effectivement mais association yi ak daayira yi nga wax léegi ñoom bu ñu dajaloo woon tey supposons nga defe ne ñoom mënuñu dox loolu tey. waaw mën nañ ko dox parce que aussi xam nga mbooloo moom moo mën a def pression ci politique. mais mën nañ ko dox mais yombul parce que il faut aussi mbooloo ma takku doon benn bopp xeex ko ñàkkul ni nag am na ñu ci commencé di ci yëngu. parce que comme ñun ñoo ngi fi nekk léegi ñu def fi xaw ma ñaataat parce que Sénégalais yi depuis dans les années 80 lañ commencé ñëw ci Italie donc boobu ba léegi nit ñi di fi liggéey gouvernement bi peut-être xëy na bon. amuñu yenn volonté politique xëy na pour affaire yi antu donc association yi yàgg nañ fi daayira yi ñu ngi fi am na ay doomu sénégalais yoo xam ne ay syndicalistes lañ nga yaakaar ne tey bu ñoom ñëpp tey bu ñu dajaloo woon ñu am benn ki nga xam ne moom mooy interlocuteur commun boo xam mooy wax à la voix de tous les immigrés yaakaar naa ne kon xanaa affaire dina am foo xam ne dana fa yegg daal. waaw loolu waa moon doon mën a xëy na jur njariñ mais du yomb. am na nag ay mouvement yu fi juddu yàggul. mouvement yoo xamante ni am nañ ci yaakaar ndax ni mu juddoo. rafet na te am na doole. te bokk na ci li ñuy mébét ak li ñuy. mais ay mouvement la yu ay immigré def wala yu ay sénégalais particulièrement ñoo ko def sénégalais yu nekk fii. mais yooyu yan mouvement la parce que man mouvement yooyu wax dëgg yàlla dégguma ko. waaw alors dinaa la ci wax benn. boo xamante ni CADES lañ koy wax. CADES. bari na ñi fi nekk ci Veneto bi ak ci yeneen dëkk yi ci bokk d'ailleurs le 19 bii di ñëw à Rome. am na lu ñuy wax nuit du bassin boo xam suñu benn mbokk sénégalais bi ñuy wax Alim Badara Sène moo koy organiser. waaw. ci nuit du bassin boobu. CADES d'ailleurs def ci profito pour def ci conférence de presse te lu mel ni document bi ñuy wax nii. ci la bëgg a wax ñu ci yëngu te dinañ ci wax. mooy le 18 novembre bi ñu nekk nii mouvement boobu. daanaka Veneto bi koo fi gis ñu mun jàpp ni ci leader yi la rek bokk na ci. pour bañ a tudd tur di tooñ. waaw bien sûr waaw parce que man mii dama ko yëgul. te boobu bëri na loo xam ne dana xew ci Veneto bi te man dama ko yëg. waaw parce que ñun moom ay communicateur lañ te bëri na foo xam daal ñu ngi fay dox ñu fàttali mbokk yi rek ne que yéen a ngi seetaan seen émission boobu ñuy wax ëttu immigré. nga xam ne ñoo ngi koy defee fii ci A2I nekk ci Pieve di Soligo gis ngeen numéro téléphone bi mi ngi nekk foofu ci suufu seen appareil ci suufu skermo bi su ngeen ko gisee mooy numéro bi nga xam ne ci di ngeen ñu ci mën a jot tey nag ñoo ngi nekk di waxtaan ci loo xam ne immigré yëpp la soxal muy affaire pensionné yi affaire nationalité yi affaire leneen ak leneen loo xam ne dafay laal immigré yi ndax émission bi ci boppam wuyu na turam ndax ëttu immigré la tudd rawatina ñu am invité boo xam ne aussi itam mun nañu wax ni invité de marque la ndax Bouba Niala c'est un syndicaliste secrétaire la ci CISEL ma nga nekk ci goxu bu nekk ci Padova ci Veneto bi fa la nekk defe naa kon bëri na Sénégalais yu bëri yoo xam ne am na contact ak ñoom ci seen liggéey ci yu bëree bëri yoo xam ne dafa leen ciy jàppale kon ba tey ñuy wax nit ñi ne ku bëgg a dugg ci émission bi kon mën ngaa woote ci numéro bi bu dee dafa am looy laaj ci mbiru pensionné yi yooyu yëpp ak nationalité yi bu ko defee nga laaj ko mu gën a leer ndax comme ñun duñu ay technicien xëy na ay présentateur lañ waaye am na loo xam moom technicien la ci te da ko maîtriser kon Bouba ba tey kon ñu continuer ñu ngi doon wax ci ne suñu état yi xëy na ñoom signé wuñu ay accord bilatéral ak Italie ndax Italie nee nga ma bi ay doom immigré dañoo dem ci dëkk yooyu wax ak ñooñu ne leen ñun duñu def suñu xaalis kat ci suñuy doom ba pare ëllëg mu nekk loo xam ne investissement perte lay doon kon mel na ni état bi dafa dox ay jéego dox ay passi pour jël doomam jël seeni responsabilité jël leen li nga xam ne ñoom ñoo ko moom kon léegi Bouba man laaj la ne la maanaam ndax liggéeykat bi moom su demee tey jii pensionné nekk fii ci Italie nekkul fii ci Italie nekk tey supposons ñibbi Sénégal ndax mën nañ koy fay loolu nga xam ne moom mooy pensionné weer wu dee ñu koy yónnee Sénégal ndax loolu mën naa nekk. waaw ça dépend ci ban pensionné lay fayeeku. parce que moom laa la doon wax léegi. waaw
bu fekkente ni pensionné bi nga xamante ni ndimbal la social. social la waaw. boobu mënut a nekk. parce waaw que même italien bi. bu koy jël amul droit. boobu wax nga ma ne moom fii lay nekk. pardon waaw. bu fekkente ni pensionné bi ñu lay jox yow yaa ko versé donte bariwul mais sa taxe la impôt boo versé la. fu la neex nga koy jote. kooku yaa ko versé. yaa versé sa 25 ans. mu tolloog nangam par weer. ñu la koy fay yow yaay ñëw indi compte bi nga bëgg. daal ni ci banque bi laa bëgg di ko. parce que damay faral di dégg quelquefois ñu naan gars yi di wax ne pour ñu fay la pensionné yi il faut nga am nationalité waaw. te pensionné nekk loo xam ne yow yaa ko liggéey yow yaa ko moom foo munti nekk war nañ la ko mën a jox mais gars yi dañ lay wax ne la pour ñu fay la pensionné bi foo mun a nekk day fekk boobu am nga nationalité soo amul nationalité duñ la ko fay parce que liñ ñu leeral nii léegi bëri na ñoo xam tey xamuñu ko woon man mii di wax ak yow xamoon pensionné sociale bokkul ak pensionné bi nga xam ne mooy li nga liggéey bañ fay la ko. kon donc nationalité bi ak pensionné bi amul maanaam benn lien bu ñu am ñoom ñaar daal en fait. déedéet dinaa la ci jox tegtal bu gën a leer ci bopp ñëpp. pensionné bi muy social bi muy bi nga versé contributif muy yeneen amul rapport ak nationalité. amuñu rapport. loolu dinaa ci ñëw après. même boo amee séjour nekk fi liñ la imposé mooy da nga war a am résidence. pas domicile résidence pour mën a am pensionné sociale. mais bu dee sa pensionné bopp résidence bi obligatoire la léegi exemple bi ma lay jox pour mu leer mooy. sànq dama ne la nit mun na liggéey àgg 67 ans te du matal 42 ans taxe. impôt alors mënul dem retraite. day xaar 70 ans. day xaar 70 ans man la de 67 ans à 70 ans. syndicat yi nañ ko demandeel social. ndax social yoon may na ko. ñu koy fay social xam nga kooku xaalisam bi ñu ko war a fay mu moom ko fayaguñ ko ko. laala woo. kon 67 ans ba 70 ans amul droit jëlee ko feneen fii la ko mën a jëlee te foog mu toog fii lekk ko. mais à partir de 70 ans. bu defee demande pension retraite am bi nga xamante ni. mooy normal bu ko neexee at bu jot mu changé dëkk bu mu koy jotee. su ko neexee même bu dee séjour la yor. waaw su ko neexee mu jote ko Abidjan. Cameroun suba mu ne maay Kenya fu ko neex la koy jotee parce que boobu moom moo ko versé. te it bu dee koo xam mi ngi Sénégal di ko fa jotee bu soxlaa daraat bu ko neexee dootul ñëw Italie ndax syndicat yi am nañ bureau. bitim réew. syndicat yi. mais comme man bi ma bokk laay wax. sunu bos mi ngi Point E. ci jeel la. kon immigré boobu am na droit xool ci syndicat yi fa nekk ba mu ci naan dem wala ba ko ci doy. mu dem fa la muy soxla rek ci retraite même bu dee dafa changé banque wala dafa changé compte wala dafa changé dëkk mun na ko def te du ñëw fii. kon Gisèle dafa am benn siège au niveau du Sénégal. partout ci àdduna bi. au niveau de Dakar ci taxaloog piscine olympique. waaw xam naa Tour de l'Œuf. fi ñuy wax Tour de l'Œuf voilà merci. fi ñu doon wax Tour de l'Œuf. dëkk boo ci dem rek fi mu nekk nii rek syndicat am nañ fi bureau. Belgique boo demee bureau banque boo demee Paris bureau banque fa boo dem Argentine bureau banque boo demee New York bureau. foo ci dem rek mais est-ce que Gisèle yooyu dañuy collaborer ak syndicat yi nekk Sénégal yu mel ne ay CNTS wala yu demee noonu. ba xam amuñu collaboration daal. ambassade Italie. waaw ambassade Italie la ñuy collaborer directement ak ministère des affaires étrangères quoi. waaw pourquoi parce que loolu bi muy judd c'était pas pour ñun. ñi fi nekk. mooy li may wax Italie bi muy dem di signer ay accord ak dëkk yi doomam di dem aussi looloo waraloon syndicat yi dem tijj ci dëkk yi doomam nekk ay bureau pour mun leen assister dafa mel ni par exemple CNTS tijji woon bureau Paris tijji bureau fii tijji pour mun a assister sénégalais yi. looloo waraloon syndicat yi tijji ko. mu jamono di dox ba ñun ñu ñëw nekk ci réew mi. war a mën soxla nekk Sénégal war fa mën a dem parce que loo problème boo am rek. ki nga xamante ni dafa dem Sénégal ay kayitam réer. bu demee foofu ñu wax ko yoon bu muy jaar ki nga xamante ni dafa dem am lu mu war a wut ambassade ñu koy indi ay problème xamul nu muy jaar bu demee foofu ñu kii ko. ki nga xamante ni dafa nekk Sénégal liggéeyoon na ñaar fukki at Italie mais séjour am jeex na ma nga fa ñëwatul. muy xalaat ndax war na mën a dem retraite ndax versé woon na foofu lay dem ñooñu jël dossier yi. topp ko ñooñu jël dossier bi. alors bureau yooyu ñi ngi fa. moo tax. kii dem retraite ñibbi su ko neexee lu muy def mu defe ko fa. comme su ko neexee aussi bu soxlaa mu ñëw fii. même su fekkee bokkul Gisèle. même bu fa bokkul. ok. même bu bokkul foofu bu fa demee la mu soxla dinañ ko defal. gars yi dinañ ko renseigner orienté ko. defal ko teg ko ci yoon boo xam ne daal dina mën a lijjanti ay soxlaam. waaw
kon donc loolu moom lu am solo la kon donc loolu leer na pensionné sociale bokkul ak pensionné bi nga xam ne moom nga liggéey bañ la koy fay. et puis aussi itam ñi liggéeyoon avant 92. bokkul 96 avant 96 du moins. bokkul ak ñi commencé liggéey 96 commencé nañ liggéey à partir de 1996. kon defe naa ne kon loolu nekk na loo xam ne leer la mais dañu am benn point boo xam ne am naa ci pensionné fa la ñuy wàccee cëppaandaw ji mooy da nga doon wax ne que italien yi léegi dañoo bëgg a yóbbu parce que pensionné mi ngi ci 67 ans léegi ñoom ñu bëgg ko yóbbu ci 70 ans mais léegi loolu nan lañ ko bëgg a defee. waaw xam nga loi bi fi mu nekk nii dañ ko bloqué. d'ailleurs semaine passée syndicat yi demandé woon nañu à ce que ñu congelé ko pour waxtaan ak gouvernement bi. jubóowuñu. lundi le 13 la ñu war a demaat waxtaan ak gouvernement bi ci loolu. dafa mel dafa am ku nekk ci ligne bi allo. waaw salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waa kilifa gi noo def. waaw noo ngi lay siyaar sëñ Jili. naka coono yàlla na yàlla nangu siyaar. sant yàlla maa ngi nuyu buuba. buuba mi ñu ngi lay fay kooku. maa ngi koy siyaare. kooku kan la. de ndongali Malick Diop la. sëñ Malick Diop. loolu dégg nañ kontaan nañ. dégg nga noonu ñu ngi wax ci affaire retraite yeeg yooyu. waa am na solo leeral yi am na solo. laaj yi am na solo. te itam waru gar la ci ñëpp. ku xamul nga laaj. ku xam mu wax la ni ngay def. kon buuba loolu muy def. ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm. jërëjëf. di sant di la sant yow mi nga xam ne yaa ko dalal ba mën a leeral. jërëjëf. waaye di sant it ki nga xam ne mooy borom télé bi. di ko siyaare bu baax a baax moom it. jërëjëf. di nga xamal ne daal li nga def daal lu am njëriñ la. ñun nag li bu fekkoon ne daa am lu nuy laaj. dafa mel ne li ñu bëgg a wax mooy. ki nga xam ne moom ma nga Sénégal te liggéey na fi moom fukki at mbaa mu liggéey fukki at ak juróom te yàlla dogal séesouram jeex na te moom mënatu la ñëw ci réew mi ndax kooku bu àggee pensionné am na lu mu war a am comme nga suut ñaar fukki at du am dara loolu daal bokkoon na ci li ñu bëgg a laaj buuba. ku ma nee leeralal mu ko. su fekkee am na tontu léegi bu ko mu mu gëstu ko bu amee moom mu ko defee rek mu am plateau bu bi dellu si waat ngir leeral ko. waaw xam naa dana am tontu bi ñëpp te di leen jaajëfal ci liggéey bu rafet jërëjëf sëñ Malick jërëjëf kontaan nañ trop ci woote bi dégg nañ tamit laaj bi kon xam naa ma bàyyi la buubu mu tontu la. kooku noonu mun na am dara day dugg ci li ñu doon wax léegi rek. ci waaw bureau yi nga xam syndicat yi am nañ ko parce que ki mënatul ñëw fii. te liggéey fii yenn at yi. bu tolloo ci at bi ñuy wax retraite mooy point bi ñu doon waaj a dugg. waaw am na droit dem ci suñu bureau ya. bu yoree codice fiscal am bu yàgg wala kayit yu firnde ni ñu mën a duggaat ci dossier am danañ ko mën a demander retraite di ko fay la mu am la mu tollool nag. du ci am aide du ci am leneen. bu dee dañ ne maanaam 70 ans la war a àgg. bu àggee 70 ans te mu versé woon 15 ans fii fekk ko mu nekk Sénégal mu dem suñu bureau ya. dañ ko demander retraite te dinañ koy fay chaque weer la mu versé woon. Pourquoi? Parce que ba 2008. loi Italie dafa ne woon immigré bi pour ëllëg mu mën a am lu mu ndaw dara il faut mu liggéey 5 ans. waaw juróomi at. waaw moo tax léeg-léeg daa am nañ fi ay cas yoo xam nit liggéey na fi juróom-ñaari at wàññeeku. ñu defar kayit yi ba ñuy fay njabootam dara. ndax amoon na minimum bi juróomi at. amoon na minimum bi. 2008 gouvernement Berlusconi bi mu ñëwee Maroni bi mu nekk ministre de l'intérieur mu jëlee ko de 5 ans def ko 10 ans pour les immigrés malheureusement. minimum bi léegi fukki at la. waaw mooy ci paquetu sicurezza bi ñu fi defoon. waaw fàttali ko. mu jëlee ko 5 ans def ko 10 ans. ci ginnaaw loolu aussi am na malheureusement ñu fi wàññeeku liggéey fi juróom-ñeenti at seen njaboot amuñu dara. pourquoi fekk na mu jóge 5 ans dem 10 ans. alors minimum bi 10 ans la kon su nit ki liggéeyee 10 ans. ñoom instant bi ñuy wàcc liggéey boobu fekk na ay 9 ans lañ fi liggéey. wala ay 8 ans waaw loi bi changé na. loi bi ñu soppi ko daal. léegi ñooñu du ñu mën a am dara pour seen njaboot. par contre bi mu nekkee 5 ans. man am naa ci dossier yoo xamante ni ñooñu 7 ans lañ liggéey. waaye fi mu nekk ba léegi ñu ngi fay seen njaboot ak su néew la mu mën a toll defar nañ ko ñu ngi leen di fay. mais ñooñu même suñu leen demandé loon social aussi tam du mën a nekk. non am na lu ñu leen di fay su fekkee am na minimum bi mais loolu. non maanaam ñi nga xam ne dañ ci diggante bi dañoo soppi loi bi daf ko nekkatul juróomi at mais mu nekk fukki at.
waaw c'est que damay bañ a dugg ci beneen point pour dellu siwaat pour tontu sëñ Malick. moo tax ma jox la leeral boobu. que ki liggéey 15 ans comme ni mu ko laajee. su àggee ci atum retraite bi loi bi wax. bu demee déposé te mënutu fi ñëwit bu demee ci bureau ya. dana am pension te danañ ko fay. ndax léegi fukki at la. ndax moom liggéey na fukki at ak juróom te fukki at mooy minimum bi. waaw ma ne la li changé fukki at yi. juróomi at la mosoon nekk. ba 2008 ñu def ko 10 ans minimum bi. waaw bi mu nekkee 5 ans am na fi immigré fii Padova yu fi wàññeeku 7 ans lañ fi liggéey amoon nañu droit ñuy fay seen soxna ak seeni doom Sénégal te ñu ngi leen di fay te ñëwuñu fi te ba léegi ñu ngi leen di fay. parce que amoon nañ minimum bi 5 ans. amoon nañ minimum bi. te bi ñuy gaañu ñu ngi liggéey. alors ñu defaral leen dossier bi ñuy fay seen njaboot. ñuy fay seen njaboot bi ñu ko defee 10 ans. am na immigré yu faatu. 9 ans la ñu am contributi. seen njaboot amuñu droit am dara parce que loi bi dafa changé. loi bi dafa yées. loolu dama ko ci dugal pourquoi pour ñu xam ni ki nekk bitim réew su xasee ba liggéey 10 ans. mooy minimum bi ëllëg bu tolloo ci atum retraite. am na droit dem def demande bi. ci atum retraite yooyu nag lañ nekkoon. li tax ñu war ko yokk. moo tax ma wax la ko loi bi dañ ko bëgg a taxawal ndax ñoom dañ ni dund bi dafay yokk nit ñi dañuy gën a gudd fan alors dañ ciy yokk juróomi weer. ñetti at yu nekk fas yéene nañ ci yokk ay weer. longévité bi daal dafa am. waaw léegi bu fekkee dañ ciy yokk ñetti at yu nekk juróomi weer. pour ñu àgg 70 ans day yomb. waaw day yomb. te déjà bi ma la waxee mooy retraite bi nga xamante ni ci màggat nga koy amee mooy 70 ans bi. boobu àgg na fa. mais bii bu àggee 70 ans foog boobu jóge foofu dem feneen parce que mënuñoo tolloo. c'est pas possible. mais aujourd'hui 66 ans 7 mois la nit di demee retraite su fekkee am na 42 ans impôt. su fekkee amu ko bu amee 67 ans dañ koy demander social bi ba 70 ans mu doog a dem retraite boppam. yokku boobu nag ñu koy fas yéene yokku mooy li nga xamante ni baaxul ci italien yi. baaxul ci société yi joxe liggéey ndax nit ki am na at yoo xam bu fa àggee. mënatul a jariñ lam la daan jariñ mënatul def lam la daan jariñ. baaxul ci ñun immigré yi nga xamante ni ñun biñ fi duggee ba léegi at bu jot ñu yaakaar ni dañuy ñibbi ndax loolu rek la ñuy rêvé. bi ñu doon rêvé ñëw fi noonu la ñuy rêvé ñibbi. bon ñi fi toog di liggéey ñi ngi ñaan yàlla gudd fan gaaw retraite ba mën a ñibbi. kon lu ñu ko gën a yokk rek dafay mel ni daal finalement sax ñibbi googu nit ñi doon rêvé waratul mën a nekk. waaw du yomb daal day gën a compliqué parce que yombul déjà. jombul déjà actuellement ñibbi bi parce que majorité bi ñun ñëpp déjà mën nañu wax ne daanaka Italie lañ dëkk léegi. suñuy doom ñu ngi fi juddoo suñuy njaboot ñu ngi fi màggee te ñooñu on risque ne que soo moytul pour ñu wax leen nañ leen delluwaat Sénégal ce ne sera pas facile. parce que tàmmuñu yenn mode de vie yi tàmmatuñ ko donc dafay xaw a métti loolu moom wax dëgg yàlla nekk na loo xam ne daal defe naa ne nit ñi war nañ ci def ay bataille. ñoom ak accord yi nga xam mooy accord bilatéral yi nga xam moom la état bi war a def. pour conclure grosso modo génn ci maanaam pensionné pour mën a dem ci beneen partie boo xam ne moom ci suñu waxtaan lay doon tam muy affaire lu nationalité yi. parce que dañu gis ne léegi majorité immigré yëpp nationalité la ñuy wax parce que da ngay wax ak ni sax mu ne la Italie léegi nationalité daal moom moo fi des. waaw moom laay jéem a am su ma ko amee jéem a xool ban pexe laay mën a def su ma ko amee man ak italien ñu mën a yem du ma fi nekk demati ci ay casserole di renouveler ay séjour yooyu yëpp nga xam ne bu boobaa da lay wàcc. kon donc léegi nationalité aussi itam ñu waxtaan ci tuuti ma laaj la ci yan condition la nit mën a amee nationalité ak nationalité bi moom su ko amee nan la war a mën a def ba doomam am ko jabaram wala papaam wala yaayam wala koo xam ne daal maanaam xaj na ci nationalité bi ñan ñoo ci nekk réellement daal. waaw nationalité am na solo am ko dans la mesure où dafay ubbil immigré bi bunt yu bari. ndax bu njëkk da nga ñi fi njëkkoon dañ doon wax naan moo ko fi amee damay fay impôt yu ëpp ak damay fay lii ak dañ may sonal alors que booy xool contraire bi la. ndax koo xamante ni ñaari at ñetti at yu nekk malheureusement nga def 500 600 euros pour renouveler ay séjour. te boo may nationalité loolu wàcc na la. kon yow fay nga moyen d'impôt. waaw. ñi nga xamante ni dañu am projet di ñi bëgg dem Sénégal wala yeneen réew. su ñu amee nationalité dem fa def 5 ans doxul dañuy mën a ñëwaat sans problème am nañ droit ñëwaat. te dara du leen ci fekk waaye ki nga xam ne amu ko yor carte de séjour dafa am charte yu ñu ko tëralal yoo xam bu fi génnee warul toog at ci biti sinon day perte kayit ba te bu fekkee nga taxawal projet def ci xaalis bu bari léeg-léeg yoon imposé la ngay ñëw doo mën a ñëw ki am carte ki am carte de séjour amul droit def lu ëpp 1 an. non ci
bitim réew génn bitim réew. boo ko defee maanaam dañuy génn nangu Italie. kayit bi waaw bu dee séjour normal. waaw 6 mois. te ki am nationalité nag am na droit dem def 5 ans projet am 10 ans toog lu ko neex duggaat parce que kon avantage la. niñ koy amee. bokk na ci benn bi mooy. nga fiy liggéey am fi résidence. parce que base bi résidence la mooy ci commune ba ñu enregistré ni diw mi résident la fii la dëkk. mooy li ñuy wax historique de résidence. waaw waaw. résidence bi nag parce que nationalité bi comme dëkk bu nekk constitution bi moo ko taxawal ni muy amee. constitution bi du lu yomb changer du lu yomb kii. ni mu ko bindee woon. dafa ni da nga war a am 10 ans de résidence yu taqaloo. am na ñu bari malheureusement amoon nañ 9 ans résidence bàyyi kër gi ñu nekkoon toog benn 2 mois doo ko jëlaat kër xamuñu ko woon. muy indi problème dañuy perte 9 ans yi parce que 10 ans yi dafa war a taqaloo. kon donc dafa war a nekk résidence boo xam ne li ñuy wax résidence bu pérenne la. waaw mais même bu dul ci benn commune. waaw mën na mais changer mu nekk 10 ans yoo xam ne mais day jóge daal ci commune bi dem ci commune bi jóge fii 10 ans yi. warul am daal maanaam nga taxaw 1 an amoo résidence. déedéet bëgg a wëlbatiku daal. benn semaine sax daal. day waaw changer moom daal dafa war a nekk affaire boo xam daal lu continuer la daal. waaw pendant 10 ans. waaw mooy base bi. mooy base bi d'abord. ñu ne waxtu bi nga koy déposé. ñetti at yu mujj yi da nga war a liggéey. waaw waxuñu fukki at yi nga am résidence de. waaw résidence bi fukki at la. waaw mais waxtu bi ma décidé man demander résidence bi. ñetti at yi weesu nii. yi ko jiitu. dama war a liggéey. da nga war a nekk di liggéey waaw. dama war a indi casier judiciaire sama dëkk. bu ñu légaliser ci ambassade dëkk ba. parce que dañuy dem vérifier ko ndax man sama casier dafa vierge. dafa vierge musoo am benn problème ak justice musuñu la arrêté musoo am benn problème daal boo xam ne dafay yàq daal. parce que bu ci amee duñ ko joxe. bu fekkee nit ki dafa mosoon def yenn délit avant muy ñëw fii malheureusement même buy liggéey bu amee condition yëpp dañ ko koy refuser. duñ ko ko jox. dama ci war a boole bu may defar casier judiciaire bi sama copie littérale d'acte de naissance. pas et cetera copie littérale d'acte de naissance mooy li nga xam ne ba nga juddoo moom lañ la déclaré bañ koy déclaré boobu dañ cee def say filiation sa date de naissance logo di naissance sa tur sa lépp ñu def ko def ci sa bu papa ak bu sa yaay lépp nekk loo xam lu complet la loolu moom la ñuy wax copie littérale d'acte de naissance. pourquoi copie littérale d'acte de naissance bi parce que comme sa turu papa ak sa turu yaay aussi da ciy figurer. te comme après yow bu ñu la joxee nationalité dootoo defar et cetera sa dëkk. ñoom boo ko soxlaa fi nga koy defaree fi nga am nationalité comme ku fi juddoo. loolu looy waral aussi dañuy soxla. kon maanaam ki nga xam ne dafa am nationalité moom mënatul am extrait ci Sénégal. si mun na ko am mais mun na am fii fu ko si neex la koy wute. fu ko neex la koy wutee quoi. ci ñaari dëkk yi. waaw ñaari nationalité la am. léegi moom lan lay yóbbu maanaam copie littérale d'acte de naissance boobu ci la ñuy basé wu kon pour di ko defal ay extrait au niveau de l'Italie. parce que dañ koy déclaré. enregistré ko waat. dañ koy déclaré casier judiciaire bi pour xool ndax nit ki set na la. copie littérale d'acte de naissance bi pour que bis bu ñu ko joxee nationalité dañ koy enregistré comme ku fi juddoo. waaw mu nekk une transcription loolu la ñuy wax. noonu la tudd transcription la tudd. noonu la tudd. waaw moom lañ koy defal terme bi dëgg transcription la parce que dafa mel ni benn sénégalais boo xam te da nga juddoo à l'étranger mën nañ la defal traduction au niveau du ministère des affaires étrangères bu ñu la defalee traduction bi ba pare nga soog a jël transcription boobu dem yóbbu ko ci commune bu la neex ci Sénégal ñu ne léegi kat foofu boo fa demee di am extrait de naissance. noonu la waaw. léegi loolu aussi day ànd ak certificat de mariage ci ku marié sa soxna nekk Sénégal. ku am soxna encore. bu dee nekkul fii. da ngay légaliser certificat de mariage. bu dee soxna saa ngi fii nag. bu dee fii commune bi normalement fekk defar nga ko. fekk defar nga ko nag daal légaliser nga ko yóbbu ko ci commune bi. waaw. pourquoi parce que. am na kuy woote kon salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. waa kilifa gi ñoo ngi jégalu de. delloo ziar. waa naka coono yi mbaa dara jotu leen. sant ñu ngi sant bu baax métti nii muñ rek sëñ bi. kooku kan la. Saraka Gise. kooku rakki jàmbur la kooku moom mooy Gise. waaw defe naa domaine bi ñu dugg sa domaine la. comme ñun moom li ñu wax rek dégg ci suñu si dool ga moo tax foo nañu ne ko. waaw moom day ñun la suñu xel gën a dal ñun ñoo gën a bëgg ndax. boo mag bu toogee ay rakkam di ko woo mel na ni rakk yi am na fu ñu ko teg. dëgg la waaw te loolu suñu xol dajee sedd te xam naa domaine bi moom sa domaine la xaaral ma bàyyi la ak sëñ Buuba.
oui non loolu la ko gën a tax a dugg sax ndeysaan. waaw. parce que grand boobu nga invité ndeysaan dañ daan déggoo téléphone rek mosuñu déggoo deux à trois fois. mosu leen gisante. mosuñu gisante. waaw buubaa ngi nii nag kii mooy Buuba Ñang. donc xam nga rek moo tax ma ne faaw ma dugg ziar ko grand Buuba maa ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar. naka coono yi. mais sant bu wér jërëjëf. alhamdulilah alhamdulilah. vraiment dañu lay féliciter bu baax a baax a baax. merci beaucoup. ci orientation yi ngay joxe quoi. te vraiment ñun immigré yi fii ñu nekk dañu soxla ñu mel ni yow. parce que da ngay jouer rôle bu am importance ci société bi. merci beaucoup. su ma wootee nag dafa nekk loo xamante ni benn affaire bu ma lay ñaan comme man aussi ci A2I dama fa am benn émission bu may présenté. tuddee ko diisoo. di ko def parfois les dimanches presque tous les 15 jours. incha allah si vous avez la disponibilité bëgg naa ñu ñëw plus amplement ci plateau boobu toog discuter ci yu bari parce que ñun ci domaine yooyu la ñu gën a moo tax ji li ma tooñ naan ma ci sa domaine lay wax. baax na waaye te comme vraiment A2I li ko fi tax a toog mooy les immigrés. bis boo amee temps rek sa numéro mi ngi ak man ba léegi. waaw nañ déggoo rek dinañ ci. waaw ñu déggoo waat concordare de telle sorte que boo ñëwee ñu toog waxtaan. incha allah incha allah. je pense que dinañ am domaine yoo xam ne suñ ci avancé dina amal njëriñ immigré yi quoi. incha allah bu neexee yàlla. bu neexee encore une fois dañ lay féliciter di la sant bu baax di la gërëm di sant jiili aussi wax dëgg yàlla. parce que mi ngi def liggéey bi am solo man moom émission bi dama koy jotaat naa def waaye à chaque fois muy daw rek maa ngi ci télé bi kale ko di xool. dëgg la yow. li ma la wax rek di ñaan rek yàlla na lépp jëm ci kanam incha allah. waaw jërëjëf. mais grand benn affaire la la ba laaj Alvolo. ah. comme parce que defe naa foofu nga tolloon sax bu fekkente ni nit ki dafay demander la nationalité. mais nekk ci benn instant boo xamante ni moment bi ni par exemple période bi liggéeyul est-ce qu'il aura la possibilité def richiesta boobu. waaw xam naa damay raccroché après bàyyi nga. waaw moom mën na tontu quoi waaw. baax na voilà merci beaucoup waaw. ok merci waaw. waaw jërëjëf kooku doon woote léegi nga xam ne suñu rakk la di gisee nga xam ne dama koy wax ne ko loolu maa ngi koy tooñ di ko wax ne ko sa domaine lañ dugg maanaam moom nit la koo xam ne kuy bëri yu muy dox ci affaire droit bëri na affaire yu bëri yoo xam mi ngi koy dox ci immigré yi ci ay yoo xam ne daal wax dëgg yàlla ci collaboration ak ay commune ak yu demee noonu kon moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm ci woote bi xam naa ma bàyyi buuba ngay indil ko ay leeral ci loolu nga xam moom la doon laaj. waaw li muy laaj noonu am na solo. mais bu fekkente ni yow booy demander nationalité bi dugal nga kayit yi ci war a ànd yëpp mooy da nga war a liggéey ñetti at comme ni ko constitution bi nga dugal ko waxee waaw. dinay faral di am léeg-léeg nit ki balaa ñu koy jox décret bi ñu bind ko lettre ni ko indil sa déclaration d'impôt bu mujj pour wane ne liggéey nga wala yooyu. bariwul mais dinay faral di am pour xool ndax mi ngi liggéey. waaw. mais ñaaree bu fekkente ni dañ ko bañal ñun dañuy def recours. syndicat yi dañuy def recours ak avocat yi. pourquoi parce que xam nga loi interprétation daf ciy faral di bari. am solo waaw ku nekk na mu koy déggee. moo tax ñu indi ay jurisprudence ak xeet yi noonu yëpp daal parce que comme constitution bi waxul ni par force da nga war di liggéey boo ma ko demandé ba pare mais dafa ni boo ma koy demandé da nga war a liggéey ñetti at yu mujj yi. ci foofu la ñuy sukkandiku pour topp ko pour kooku jot ko. dëgg la. te cas yi ci amagum aussi bariwul mais dañ jot nañ ci. ci bëri daal alhamdulilah de ce fait li ma mën a jàpp daal mooy bu fekkente ni ba nga koy dugal yaa ngi liggéey boo la nga sa ñetti kuddu. moom bu duggee dañ la ko war a jox. bu ñu la ko joxul dañ la war a jox nationalité boo ñëwee ñaaree dañuy def recours yi ci loolu. ma ubbi benn parenthèse comme laaj na loolu. ci ñu demee noonu. pour bañ ko fàtte. léeg-léeg nga gis xam nga loi bi da constitution bi daf ni boo ko déposé. en 2 ans 730 jours dañ la war a tontu. loolu la constitution bi wax. waaw. état bi du ko respecté parce que très souvent day dem 2 ans 3 ans 4 ans. kum ci dal ko bu ñu xasee maanaam ba toog 2 ans binduñu la lettre ba 2 ans yi mat. par force mënatuñ ko bañ. amatuñ possibilité bañ ko. bañ nationalité dañ la koy jox. par force. moo tax looloo tax boo changé résidence. boo nga war a dem préfecture joxe ko pour xam ndax bind nañ la wala binduñu la
parce que bu dee ci diggante bi bind nañ la pour bañal la ko. 10 jours nga am te 10 jours yooyu dafa am importance. bu weesoo rek perte nga. lettre boobu 10 jours lay am. maanaam bu ñëwee bu ñu téye 2 ans état bu toogee 2 ans nga def riqueste bi. tontuwul la bindul lettre tontuwul la joxu la benn information la koy joxe. moom dala koy jox par force. par force mu neex ko mu naqari ko. mais ci 2 ans yi boo changé ay adresse te joxe woo ko xëy na bind nañ la fay doo ko xam. loo tax ma ni ku ci changé adresse da nga war a dem leeral ko pour éviter loolu. ndax lettre boobu aussi ku ko si jot. ñu refuser la ko quel que soit motif bi. lu mu gën a gaaw a fexeel gis syndicat yi parce que 10 jours la pour nga def. léegi bu ñu la ko bañalee 10 jours nga am. pour def recours bi boo xasee ba def recours bi. tijjiwaat nga ko. tijjiwaat nga dossier bi amaat nga temps pour ñu topp ko pour defaat lépp. pour xoolaat ko bu jàllee te defoo dara rek. perte nga dossier bi. wax nga dëgg te dootul kenn daanaka kenn dootu ko mën a. kenn dootu ko mën a def. koo xam ne nag toog nga 2 ans. tontuwuñ la. am na avocat yoo xamante ni dañ lay wax boo ma joxee 100 euros ma bind lettre. parce que xam nañ ni. da nga koy am par force par force te diffida la ñuy def. lettre bi diffida la tudd. sa tur lañ koy def. posté ko lekk sa 100 euros. bari na lekk sa 100 euros dëgg la. jaru ko. genre auto certification ne lay doon rek. jaru ko waaw te jaru ko. boo ñëwee ci ñun ñi nga xam ñu ngi ci syndicat yi. dañ la koy defal 10 euros la ngay ciy fay timbre def lettre boobu te même xam nga léeg-léeg immigré bi dafa fonk avocat nag. dafay dem ci avocat bi. mais lettre bañ lay defal ci syndicat bi ak bi avocat bi def ñooy. bëri na gaa yoo xam ne kay dem nañ ci avocat mu wóor leen ne avocat yi seen xaalis da ko lekk rek. mais li ci gën a neex sax mooy dafa am beneen façon lettre bu am léegi li ñuy wax poste certifié. li ñuy wax PEC. PEC waaw poste certifié waaw. loi la boo ko bindee ministère de l'intérieur par force daf la war a tontu parce que ñoom ñoo def loi bi. mbaadu PEC moom da caa yem képp rek. moo waaw léegi boo ñun nag sax far léegi PEC bi lañ lay defar rek. ñaaree ci diiru 2 mois rek ñu ñëw ne la kaay jël sa. ñëw ne la kaay jël sa nationalité. kon kuñ ci toog 2 ans. tontuwuñ la binduñu la benn lettre. xamal ni moom alaakulli leen dinañ la ko. dañ la koy jox même boo liggéeyul. boo ñëwee nag ci ñi nga war a ñëw danañ la bindal lettre su loolu. boo demee ci ñiy feeku malheureusement. dañuy poste certifié ñu di ko wax PEC. waaw nga xam ne dañ la ko bindal nga mën ko jot. waaw léegi ma terminer point bi ma doon wax ci transcription bi pour mën a terminer laaj bi nga laaj ci nationalité. transcription copie littérale d'acte de naissance mooy tax nit ki bu ñu ko joxee décret ba mu am nationalité. ñu mën di ko defaral kayitu juddu fii. fii waaw. bu fekkee dafa am soxnaam nekk Sénégal wala fii te defagul woon transcription bi dafay defar légaliser certificat de mariage bi. pour moom aussi defaraat transcription bi fii. pourquoi parce que boo xasee ba am nationalité. buy demander certificat de mariage léegi ci commune ba la koy demander. la koy demander. kon loolooy war a transcription yi. dëgg la dëgg la. ñan ñoo ko mën a am ginnaaw bu ma ko amee. waaw ñan ñoo ko yow miy def demande bi. sa doom constitution bi dafa ni. soo amee condition yii. mun nga maa ñaan. mun nga maa ñaan nationalité ma xool ndax dama lay jox. du par force de. waaw. bu ma la ko joxee. yow bis bi ma la koy jox yow mi ko demandé moo xam yaay ji la moo xam papa ji la bis bi nga koy demandé. ma la koy jox képp kuy sa doom. te amul 18 ans. te dëkk fi nga dëkk am résidence fi nga am résidence. bis boobu da koy amaat. da koy am moom ci bis bi ci bis bi nga ko amee. yow bis bi nga ñëwee ñu lay jox nationalité bi képp koo xam ne sa doom la te dëkk fi ngay dëkk. te amul 18 ans. am ko résidence kooku day amaale ci nationalité. ci même jour bi nationalité ci même jour bi waaw. muy papa ji muy yaay ji. jëkkër ak jabar. ku ko ci am. ci jour bi yóbbaale na doom yi. bu dee am ngeen doom parce que yóbbaale nga doom yi. waaw loi bi dafa ni léegi da ngay toog 1 an yow soxna si doog a demandé. doog a laaj yow. waaw nga ni man jabaru italien laa dama bëgg nationalité. parce que sa jëkkër italien la depuis 1 an léegi kon yow jabaru italien nga. wala man jëkkëru italien laa parce que sama jabar am na ko depuis 1 an. depuis 1 an. différence bi ci nekk mooy man mi ko njëkk am bi may laaj dama ñaan. ñu may ma. mais sama soxna bu koy demandé par force la. automatique lay doon. parce que man léegi italien la par force. italien la par force loolu mooy différence bi. dëgg la. beneen différence bi ci am mooy. man sama dossier Rome lay dem. comme dëkk bu nekk capitale ba lay dem fa lañ koy. traité parce que may ñaan. bu paree président ba koy signé décret bi. bu ma xasee ba nekk sama soxna di ko laaj wala ku jigéen ki ko nekk jëkkëram di ko laaj dootul dem Rome. dootul dem Rome. ci province ba lay yem ci préfecture ba. ñu étudier dossier bi. mais nag foog aussi casier judiciaire ba léegi day amaat. copie littérale bi day amaat dañ la koy laajaat. waaw yooyu bu fekkee normal na. dañ ko koy jox alors kooku da koy am. waaw. ki nga xam ne am na ko. te doomam nekku fi bi mu koy am. doomam nekkul fii. nekkul fii amu ko kon. suy indi doomam
du dem préfecture. di demander comme immigré comme bi ni muy def defee regroupement familial ak yooyu déedéet. day dem direct ambassade dëkkam Sénégal. waaw bu Italie bu Italie. yóbbu kayitu doomam. copie littérale lay yóbbu d'acte de naissance pour firnde ni ki sama doom la samay doom lañu. ñu jox leen visa mu ànd ak ñoom ñëw. mu ànd ak ñoom ñëw. su ñëwee fii carte de séjour direct la ñuy jox doom yi. moom lañ leen carte jox pour doxaguñ 5 leen ans. nationalité kon. carte lañ leen di jox. Aha. bu dee mineur lañu. waaw. il faut ñu jàng fi 5 ans. après ñu jox leen soog leen nationalité. jox nationalité yi. bu dee majeur lañu. il faut ñu am résidence 10 ans déposé ko. doog a déposer seen bopp ñoom nationalité. mais ñoom. dañ koy am parce que seen papa italien mais ci la. seen papa lañ koy amee quoi moom mooy Italien. base bi. Aha. waaw. différence bi aussi ba tey entre immigré bi am nationalité ak ki nga xam carte de séjour la yor mooy. bu dee séjour nga yor. dañ ne la say doom ku ci am 18 ans mënatoo ko fi indi say doom bopp. waaw. bu dee nationalité nga am dañ la wax say doom bu ñu amee 40 ans sax. su la neexee 50 ans sax bu la neex nga indi leen fii. ñoom ñëpp. Aha. sa frère ak sa sœur am mun nga leen fi indi. ñi nga bokkal ndey ak baay. waaw wala nga bokk ak ñoom yaay kese. wala yaay baay wala kese nga bokk ak ñoom parce papa la. que pour ñu jox leen. mu visa ne day benn kenn ci ay génitooram daal waaw. en tout cas ngeen bokk. waaw parce que bu ñu koy jox visa bokk demandé les copie littérale d'acte de naissance bi la ñuy laaj. moom la ñuy laaj. ci la ñuy gis ni yéen a bokk benn waajur wala yéen a bokk. yéen a ñaari bokk waajur. yaay wala yéen a bokk papa daal. wala li yéen a bokk ñaari. ci léegi bu fekkente ni yow da nga indi sa rak. il faut sa kër am place résidence par contre. sa kër il faut mu am place résidence. place résidence sa nga kër indi gi sa nga rak. tëkkeew pour nga mën a indi sa rak. boo ko indee aussi. dañ koy jox séjour 2 ans. bu ñu ko joxee séjour 2 ans. pour nga firnde ni yow yaa ko yor ak Carrico. sooy def 730 da nga ko ciy dugal ni yaa ko yor. kayitu 730 boobu mooy tax bu 2 ans yi jotee. 730 c'est-à-dire man maanaam dama koy dégg rek 730 ñu bëri dañ koy dégg ñu bëgg a laaj ci lan lañ ko calculer. xëy na wala après ma waaw nga brosse ko ci rek comme ma àggale lii. waaw aha. bu fekkente ni sa rakk ñëw na. ñu jox ko séjour 2 ans. ngay def 730 da nga ko ci war a dugal pour wane ni yaa ko yor. effectivement yaa ko yor liggéeyam. bu séjour 2 ans bi jeexee boo koy dugal kayitu 730 boobu ñu lay jox. mooy déclaration d'impôt bi. d'impôt bi. mooy tax ñu jox ko 5 ans. sans mu def langue italienne ak yooyu yëpp. yooyu yëpp mu koy parce def que di ko laaj frère am carte italien la. di ko laaj ay adduweeg ay nangam ak yooyu yëpp ci am daal. léegi nag bu fekkee da nga am ñaari rakk. te kenn ki nga indi bëgg indi keneen ki dañ ñëla déet. ki nga indi. foog mu am liggéey. génn ci kër gi dem dëkki feneen. dem dëkki feneen. nga doog am droit indi nga keneen soog a am droit pour indi keneen. bu kooku ñëwee am liggéey. génn ci kër gi nga indi keneen. nga indi keneen noonu dëgg la lay mën a def. waaw noonu lay mën a demee mais mënoo tegale ñëpp indi leen. waaw dëgg la. dinaa ci ubbi parenthèse comme olof la ñuy wax te suñu mbokk yi ñuy seetaan. boo amee état nationalité. nga def regroupement familial pour sa rakk ñëw am nga ci droit. mais dafa gudd. procédure bi compliqué moo gudd. mais dina ñëw. ñaare man damay conseiller nit ñi ñu invité ko parce que par force dañ koy jox visa 3 mois. su ñëwee invitation bi. mais invité bi nu muy demee da nga koy bind commune bi ngay bind. wala ambassade ngay bind nga yónnee sa document yi ñu lay laaj formulaire bu muy remplir. li ci am solo rek mooy fidéition bi ngay fay pour wane ne bu ñëwee feebar ci loolu lay fajoo. waaw loolu la mais boo dafa ko am gën a benn gaaw somme booy fay boo xam ne. waaw c'est aux environs de 200 euros 250 euros. pour koy couvrir pour bu feebaree. parce que visa boobu moo gën a gaaw te bu ñëwee da ngay mën a def cohésion familiale. cohésion familiale c'est-à-dire. alors maanaam au lieu ngay def regroupement familial pour muy ñëw muy jël temps. bii moo gën a gaaw quoi. bii moom cohésion moo gën a gaaw. moo gën a gaaw mais lan mooy différence bi. mais boo ko invité visa boobu moo gën a gaaw. moo gën a gaaw. pour mu ñëw ci diir bu gàtt mën na am visa am ñëw. bu ñëwee ngeen dem Kastoor jël rendez-vous. copie littérale d'acte de naissance lay légaliser ambassade buy ñëw indaale ko moom lañ koy laaj fii pour wane ni sa frère la. nga booleeg say kayit ñu jox ko séjour 2 ans. moo gën a gaaw quoi moo gën a gaaw mooy coono moo tax ñu koy conseillé cohésion familiale mais ku mu neex aussi nga def directement regroupement. regroupement mais cohésion daal moo gën a gaaw. moo gën a gaaw. waaw. bon pour rapidement ñëw ci li nga doon wax ci 730. 730 moom la ñuy wax ci tubaab déclaration d'impôt. réew Europe yëpp. ak bu jot. gouvernement yi dañoo bëgg xam kenn ku nekk loo liggéey. loo am ak loo fay taxe. lan nga ma jox lan laa la war a ameel loo ma ameel nga fay ma ko. dëgg la. ci loolu nag la ñuy xool yow ndax fay nga li nga war a fay yëpp. jot nga li nga war a jot yëpp. sa déclaration d'impôt day ñëw 0. parce que ameeloo état bi ameelu la. bu fekkente ni yow da nga am ay doom ñu nekk Sénégal. am nga lu ñuy wax détraction. waaw détraction mooy dañ lay wàññil ci taxes yi. parce que loi bi dafa ni
yaa ngi liggéey di ma fay amoo jabar amoo doom temps nga may fay. temps ngay fay. am nga jabar mu ne wàññil naa la. 50 euros par weer am nga doom. am nga doom mu ne wàññilaat naa la 50 euros par weer. amaan nga doom mu ne ba maximum 4 doom. léegi bu fekkee doom yooyu wàññi bi yow dugaloo ko sa bulletin de salaire di ko jot par weer. bu at bi jeexee décembre. février mars la ñuy commencé joxe kudd yi. ba juin nga dem déposer déclaration bi pour xool ndax yow am nga lu ñu la ameel jox la ko wala loo war a fay. loo war a fay nga fay ko. këyit boobu nag dafa am importance parce que mooy firnde yow ñan nga yor. ñan di nga leen dundal ñii nag ci sa karigo. looloo waral ki ngay indi aussi boo ko ci defee léegi day bokk sa famille. loolooy waral comme italien nga ñu koy jox carte de séjour bi. pour ñu bari xamaale ko ci. dëgg la kon ki ñi nga xam ne dañ yow boo amee nationalité ñi nga xam ne dañ leen di jël dugal leen te ñu nekk ci sa karigo. mooy say frère ak say sœur mooy say frère ak say sœur ñooñu dañ leen di jox ay carte de séjour lañ leen di jox pour duwaan yi après ñu soog a nag ñoom bu ñu demee ba matal 10 ans de résidence ñu soog a mën a ñoom wax ne kat léegi bëgg nañ nationalité pour ñu mën leen ko defaral. mais carte de séjour 5 ans lañ leen di. mais carte de séjour bu 5 ans sax du moins moom lañ leen di jox. kon ñoom après ci la ñuy mën a wut nationalité kon defe naa ne loolu lépp leer na kon nit ki daal su amee nationalité doomam yi nga xam ne ñoom amuñu 18 ans te ñu nekk ak moom ci réew mi dëkk ci même. am résidence fi mu dëkk ñooñu automatiquement. salaamaaleykum allo allo. allo allo. allo. waaw salaamaaleykum. sëñ bi da ngay bañ a déglu. télé bi da ngay bañ a déglu télé bi te déglu sa téléphone. waa salaamaaleykum. maaleykum déglu ma salaam télé bi maa ngi leen di. waa damaa bëggoon a laaj am benn question bu may laajte. waaw kooku kan la. waaw damaa bëgg a leb tur bi nag. ah da nga bëgg a leb tur bi waaw baax na kon lebal nañ la ko xam naa après nga fay ñu ko. waaw. amul benn problème waaw damaa bëggoon a laajte ku nga xamee ne doomam nekku fi. mais am na résidence ci kër gi. doomam te xale bi nekkul léegi di jàngee Sénégal. doomam nekkul léegi Italie su daal fekkee ne. ah. ma ne doomam nekkul Italie mais am na résidence ci këram. waaw am na Italie. résidence ci këram. ah waaw mais Sénégal lay jàngee. day Waaw. dem di ñëw. léegi su fekkee ne kooku dafa déposé nationalité. bu ndax doom bi dañ koy obligé mu ñëw wala nañ ko refusé wala daal naka lay demee daal. ah ok waaw kon bugg dégg nga dégg nga question bi soxna soosu nga xam dafa leb turam dégg nga question bi nga xam ne moom la laaj xam naa kon soxna si nga génn ligne bi bu ko defee ñu mën la tontu. waaw allo. waaw kay waaw jërëjëf. waaw maa ngi lay bàyyi ak expert bi dina la tontu léegi. waaw c'est que question bu doy waar la laaj. pourquoi parce que mu ngi dépendre ci communes yi pour nit ci am ci problème wala bañ ko ci am. pourquoi parce que àla kuliyaaleen buy jot nationalité foog doom ji teew. jour bi ñu koy jox décret bi muy juraare. parce que li ñu lay wax nga waat. jour bi muy def juramento bi. foog xale bi teew. mais li ci problème mooy gis nañ cas yu mel noonu. commune bi dina xam ne xale bi jàngewu fi. am na commune yi ciy gëmm am na commune yi ciy indi problème ne la pourquoi xale bi jàngewuñ fi duñ ko ci boole. léeg-léeg ñu indi ci problème te it buñ ci laxasee jaan day xaw a compliqué. parce que ñoom ñoo yor école yi xam nañ xale bi jàngewuñ fi dañuy coller motif malgré loolu. ku mu dalit maa ngi lay wax nga dem ci syndicat yi parce que syndicat yi dañ fi nekk. pour négocier pour xeex pour yooyu. am na yu cas yu am noonu yàlla suturaal ñu génn ci. syndicat yi xeex mais xale bi bu ñuy juraare xale yëpp dañuy teew comme fi la ñu am résidence. commune bi bu waxul dara day jàll noonu parce que am na commune yoo xam seen yoon nekkul ci yooyu. mais am na commune yoo xamante ni dañuy dem xool xale bi am na fi résidence mais kon ban école la nekk xool seen école ni pour jàng fi dañ lay woo ne la fu xale biy jànge indil ñu këyit ak defal ñu nii te comme décret bi ñu lay jox 6 mois lay durer pour nga juraare. mënul weesu 6 mois. waaw yow ci 6 mois. donc suñ la wooyee maanaam yow am nga droit toog kon 6 mois. waaw décret bi 6 mois lay durer. mën a juraare quoi pour juraare. waaw mais xale bi moom daal na xam ni xale bi day teew. wala doom yi moo am te ñu am résidence dañu war a teew. dañu war a teew. problème boobu nag mun na ci am mun na ci bañ a am mi ngi dépendre. parce que ça dépend ci communes yi. waaw kon soxna si doon woote léegi dégg nga loolu lu ñu la wax ñu ne kon mi ngi dépendre ci communes yi parce que am na communes yoo xam ne ñoom mën nañ la wax ne la na xale bi teew fu muy jàngee. non ala kuliyaalin xale bi day teew. ala kuliyaalin kon xale bi day teew mais am na communes yoo xam ne dañu lay wax duñ ko boole ci nationalité parce que jàngewu fi. foofu la ñuy indi problème. dëgg la
parce que dañ naan xale bi duñ ko Xale jox bi- parce que yow dund fi. waaw teew gi moom c'est obligatoire. c'est obligatoire. léegi nag leneen li ci des moom ça dépend ci souplesse commune beeg. merci beaucoup xeet yu demee noonu yëpp daal. mais même bu waaw. amee problème maa leen di conseiller toujours ñu dem ci syndicat yi. waaw ut ci ndimbal. kon dégg nga ko boog defe naa loolu leer na kon nit ñi nañu faral di dem ci syndicalistes yi di mën di wax ak ñoom ndax ñooñu gën a maîtriser loi yi ñooñu gën a xam affaire yi mel na ni ñu ngi bëgg a yegg ci suñu émission di waaj a jeex ndax waxtu wi sax mi ngi commencé di ñu xoj kon xam naa rek ñu dem ci li nga xam ne moom mooy li mujj maanaam ñu laaj la supposons ne la que wax nga ne que nit ki bu fekkee am na soxnaam soxna si moom defe naa après 1 an lay am nationalité bi. bu dee ñoom dañu am ay doom wala dañu am benn doom. la loi bi wax 1 an lay xaar pour demander. bu dee amuñu doom 2 ans la. bu fekkee amuñu doom kon 2 ans la. waaw ki jël nationalité soxnaam amul doom. waaw te ñoo dëkk. day xaar 2 ans. 2 ans. bu fekkente ne am nañ doom. te ñoo dëkk. 1 waaw an lay 1 xaar an lay xaar. waaw waaw bu fekkee léegi nag ñoom nag am nañ doom te dëkkuñu. ala ko leen mënoo ko demander te nga dëkku leen. il faut daal da ngeen di bokk même parce que même bu résidence. nekkee Sénégal mënoo ko demander. dëgg la kon foog nga loolu indi leer ko ba ngeen dëkk. kon bu dee dafa am doom. mu xaar en 1 an. ci waaw bi nga ko indee. bu dee amu leen doom mu xaar 2 ans. kon defe naa waaye mënu si leer na naññ lépp lu nga xam moo jëm ci nationalité kon donc dégg ngeen ni nga xam ne noonu la ko buuba détaillé nu mu détaillé aussi affaire pensionné yi kon donc ku maîtriser affaire yi am na ci solo xam naa dañuy tëj waxtaan wi rek maanaam laaj ci affaire maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy profongé yi ñi jaar ci géej gi ñi jaar ci gaal yi ñoo ñëpp ba ñëw fii ci Italie maanaam ak ni nga xamee ni conditions yi ci yan condition lañ nekk parce que da ngay dégg ñu la wax ay hotspot ay centre ay lu nekk ñu wax la ko te yooyu yëpp am na ci yoo xam ne leerul ci bopp nit ñi te ñun ñi nga xam ne ñun ñooy immigré tam maanaam loolu nekk na mbir moo xam ne mbir mu ñu war a leeral la ndax boo xoolee sax italiens yi maanaam dañ ci def ay débat seen xam naa dégg nga leen mal faral di wax ne seen élection yi di ñëw soo moytul immigration moom mooy doon seen point focal parce que comme ni ñu koy waxee léeg-léeg ñu ne ñu siete tropique xaw nañ fee bëri wala ñu wax ñu yeneen ak yeneen yëpp yoo xam ne dafay dugg ci cadre boobu kon loolu donc il faut buuba aussi nga def ci benn kii bu ndaw rek bu ko defee ñu mën a xam naa tënk émission bi pour tëj ko ndax li ñuy faral di wax ne li duuf lépp ci nag bi xajul ci cin li xam naa dañuy ñaan yàlla amaat la beneen yoon ak wala ay yoon yu bëree bëri pour nga mën a gën a leeral sénégalais yi immigré yi in général yi particulièrement sénégalais yi ay mbir yoo xam ne soxal na leen directement. waaw dama lay ñaan rek. balaa may laal point boobu. ci pensionné yi daf ci am benn point bu am importance bu ndaw. bu ma ci fàttee boole pour tëj ko. dugg ci loolu mooy. dëgg la li ñuy wax ñiy liggéey ci tool yi. ak ñiy liggéey ci li ñuy wax florovivaisti yi. mel na dafa am kuy woote salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam kooku. waaw man la Youssou man damaa bëggoon participer émission bi. am na yow la yow la kan. Youssou. Youssou waaw yow yaa ngi ci biir émission bi sëñ Youssou allo. allo oui salaamaaleykum. waaw ma ne ñoo ngi lay dégg sëñ Youssou yaa ngi ci biir émission bi. waaw grand boobu da ngay bañ a boobu laa bëggoon félicité quoi. waaw d'accord amul problème moo tax man la félicité ko. merci beaucoup. waaw parce que waxtaan am na solo trop quoi. merci beaucoup. te ñu mel ni moom. te ñun dañ leen soxla daal. dëgg la. waaw ndax vraiment noonu mu toogee foofu xam noonu la toogee fépp foo ko woo foo ko fekk laaj ko mu wax la. xam nga du la gàntu du la xaaram ñëw du la fekk ma sama bureau du la wax dara oyof na daal oyof na vraiment. ñu koy ñaanal nag loolu moo jublu di si liggéey yàlla na ko yàlla defal jàmm daal. amiin amiin jërëjëf. merci si barke yonente bi. jërëjëf grande félicitation jërëjëf. waaw merci beaucoup waaw loolu. jërëjëf. loolu rek lañ bëgg Youssou loolu rek lañ bëgg maanaam nit ñi jariñu moo tax ñu woo ko indi ko fii. dëgg la waaw dëgg la waaye yow li nga wax lu rafet la. parce que sénégalais yi buñ daje woon jërëjëf sénégalais yi buñ daje woon di seede nit ñi li nga xam ne moom la ñu def ci ñoom loolu lu am solo la. waaw jaajëf merci beaucoup jërëjëf. yow merci beaucoup Youssou. léegi jërëjëf Youssou vraiment kontaan nañ trop ci yow. dégg nga kooku doon woote léegi Youssou dégg ngeen lu mu wax ci ki nga xam ne moom mooy Bouba donc ci disponibilité am ci ni muy taxawoo nit ñi ci assistance yi muy indee yu demee noonu yëpp kon donc loolu ñu ngi ko ci sant ko gërëm ndax ñun ñëpp la ko defal allo. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam.
waaw sëñ bi dama bëggoon a participer ci émission bi. yaa ngi ci biir de. ah. ma ne yaa ngi ci biir. waaw. ñu ngi ziar allo. waaw yow rek la ñuy déglu sëñ bi. waaw sëñ bi waaw man de wax dëgg yàlla damaa rafetlu lool émission bii ngeen di def. waaw te wax dëgg yàlla jëmm jooju toog ñu naan ko Bouba Niang. waaw. wax dëgg yàlla ñun suñu fierté la fii xam naa ni sax xëy na du débat bi nga xam ne dañoo war di gërëmante wala di wax dara waaye jëmm jooju daf nekk bu baax ci ñun ñun ñii nga xam ne tey ñi nga dëkk fii ci Padoa ku fi jaaxle wala nga am problème bu këyit wala ci loo mënti doon boo yeggee dana la teg ci yoon wax la jàppale la man mii di wax nag xam naa ni Mamadou laa tudd Mamadou Dioum moom dina ma xam bu baax bi ma ñëwee fii Padoa moo fi nekk sama njaatige moo ma booleeg nit ma dëkk ci këram ba jóge ci kër googu mu indi ma ci këram ba fi ne macha allah ba daanaka fi ne yaa ngi dégg maa ngi alhamdulilah sant yàlla waaw xëy na nag émission bi moom wax dëgg yàlla moom wax na lépp affaire yi macha allah am na solo mais dama doon participer rek ngir gërëm grand boobu waaw wax dëgg yàlla grand bu baax la quoi te ñu mel nii dañoo war ñun Sénégalais yi ñun ñëpp jëm cee xam pour jëm cee jëriñ parce que ki nga xam ne boo fu ñëwee ci moom lu dul teg la ci yoon wax la fi ngay jaar te amul tey la samedi amul tey la dimanche heure boo ko fëggee mu dimbali la te yàlla rek a tax ak Serigne Touba mi ñu bokk mu daal vraiment macha allah yàlla na ko yàlla defal li mu bëgg moom moo ko xam yàlla na ko yàlla defal xool nag laay waxee damaa am tàmm di wax ci ay télé ñu ngi jégalu wér dëgg la sëñ bi dëgg la li wér nga wax yow li nga wax maanaam lu baax rek nga def parce que affaire bi du ay problème gërëmaate mais nit ki nga xam ne daf la taxawu nit ki nga xam ne dafay nekk pour sénégalais yi nit ki nga xam ne li nga xam ne yow xamuloo ko moom moo la koy xamal nit kooku mënoo ko fay waaw sa kon donc su ko neexoon mu ne man kat maanaam même bu ma nekkee syndicaliste am na foo xam fa laa yem maa ngi jégalu sax waaye xam naa ne bari naa ci morom xëy na sax ñu bari dañoo jégul lii moo tax woote wuñu waaye tey bu doon loolu xam naa seen émission bi du continuer ndax du man rek la ko defal dëgg la dëgg la macha allah lu wér a wér jërëjëf waay waaw li nga wax man mii di wax ak yow man mii ko invité am na loo xam ne xam naa ko ci ndax man defe naa ñu bëri xam nañ ma ci gox bi nekk na loo xam ne kon li may wax li ngay wax nii dëggal ko rek laa mën a def waaw parce que nit la koo xam ne disponibilité am fi mu jógee ak fi mu ñëw sori na lool Padova la jógee ba Pieve di Soligo loolu daanaka ab tukki bu ndaw la mais dafa bàyyi léppam te joxuñu ko essence joxuñu ko dara dafa bàyyi léppam ñëw keroog bi ma ko woowee rek ne ko dama lay invité dafa ma ne lépp loo xam ne jëm ci immigré yi lépp lu ma ci mën dama ko ciy def waaw kon nit xam sa devoir dafa am solo nit ku def devoiram nag dañ koy delloo ay droit am yéen loolu rek ngeen def waaw yéen loolu rek ngeen def ku def li la war dañ koy gërëm ngir ki mu war te defu ko ndax nee nañ mënuñoo yem ñoom ñaar waaw loolu la wolof wax wolof def ne ki def li ko war dañ koy gërëm ngir ki mu war te defu ko ndax ñoom ñaar mënuñoo yem bari na ñuy toog ci bureau te defuñu fa lu dul toog ci bureau bi di def seeni affaire ba ngoon jot ñu wàcc dem seen yoon te bu weer dee ñu fay leen kon ko nekk ci bureau nag mu wóor la ne population moo tax mu nekk nga nekk fa lépp lu sénégalais yi soxla nga dox ci lépp lu immigré yi soxla in général nga dox ci extra communautaire yi en général kon donc defe naa kooku ñun ñëpp ñoo ko amee dikkal ñoo ko amee gërëm kon sëñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm jërëjëf waaw kon xam naa ni daanaka dañuy bëgg a tëj émission bi waaw ndax waxtu bi mi ngi ñuy xoj xam naa ni réfugiés yi moom dañ koy def benn yoon mais waaw point bi may laal ci pensionné dafa am importance parce que dafa bari sunu mbokk yi liggéey ci tool yi wala ci jardin yeeg wala ci nag yooyu yëpp loolu la ñuy wax liggéeyu secteur agricole secteur agricole ñaare du ñu am contrat indéterminé wala dañuy am at ay contrat saison la ñuy am saison ñooñu dañu war a def désoccupation agricole te léeg-léeg duñ ko xam waaw te désoccupation agricole boobu dafa am ñaari importance mu yéen ak yéen benn bi mooy xaalis la buñ la ciy fay ndax sa droit la nga liggéey toog 4 mois 5 mois ñu fay la benn 3000 4000 euros mun na la jariñ mais en même temps dañ lay fayal impôt weer yi nga liggéeyul
yow par exemple liggéey nga 7 mois. war a toog 5 ans 5 mois. 5 mois chaque at loolu ngay liggéey. boo defee désoccupation agricole bi yow at bi yëpp am nga ko impôt. amoo 7 mois kese. amoo 7 mois kese. désoccupation boobu ñiy liggéey secteur agricole. waaw dafa mel ni dafa am kuy woote salaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam sëñ bi noo def. na ngeen def. tur wi ak fooy woote. allo 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 sëñ bi daa mel ni ku daw de moom kon buuba yeggaleel. léegi chaque année de janvier à mars. la ñuy def demande yi. ci syndicat yi de janvier. waaw 1er janvier ba 31 del mars. chaque prima année janaayo impôt. chaque année. parce que il faut at bi jeex. pour nga def demande bi. nga envoyé ko IMS. parce que IMS moo koy fay. IMS xool ci at bi passé li nga liggéey ak li nga toog fay la li nga toog. verser la impôt. pour at bi yëpp. alors désoccupation boobu dafa am solo nit ki di ko def ndax bu fekkee xamu ko. chaque at mu jël pare 7 mois ñibbi. du ko def. chaque année day perte 5 mois ci. ci retraite am ëllëg. ci boo ko dajalee day bari. rawatina comme ni ma la wax xaalis la boo xamante ni boo defee demande bi janvier. entre janvier mars juin juillet beneen affaire la loolu. ñu fay la. dafa nekkoon pàcc bu ci am importance. moo tax mun ma ko woon tëb. ñu xam ni daal à partir de janvier ba mars ñiy liggéey secteur yooyu. waaw ku wóoluwul sa bopp jël sa bulletin de salaire. bu sa paaga nga dem ci syndicat yi ñu xoolal la ko wala nga ñëw ci ñun. bu fekkee bokk nga ci ñu wax la nooy def pour mën a def loolu. parce que xam ne dafa am importance pour suñu ñoom ñoo nekk ci lavoro saison. waaw xam naa kon dañuy tëj émission bi rek. yemale ko foofu ndax bëggoon nañ ci dugal affaire profit yooyu. mais xam naa ñu def ko beneen yoon. ndax fi mu ne nii waxtu yi xoj nañu. xanaa kay maanaam sant rek gërëm ñëpp rek ndax ñoo ngi jóge woon ci màggal. mu nekkoon bis boo xam ne bisub Serigne Touba la woon ñu nekkoon doon ko def fii ci Ponsano Paderno ñun ñi nga xam ñoom ñoo nekk ci goxu Veneto mais ci àdduna bi yëpp lañ ko defee kon ñu ciy sant ñëpp ñi nga xam ñoom lañ àndaloon ci liggéey bi tàmbalee ko suñu jëwriñ di Serigne Khadim Ndiaye moom mi nga xam ne moom moo nekk ca bopp ba ak ñi mu àndal ñëpp di Serigne ñoom sëñ Daam Dem ñoom Serigne Moudou Signane ñi mu àndal ñoom ñu ñëpp nga xam ne dañoo nekk doon liggéey ci toolu Serigne Touba bi di ci góorgóorlu ba màggal gi yegg si fi ñu yegg si xam nga nag mënuñu wax waxu màggal nag ci Veneto mënuñu wax waxu màggal ci Treviso te santuñu koo xam ne suñu jëwriñ la suñu lépp la di Serigne Talla Diop nga xam ne yaramam moo xawoon a sutante kon ñu wax ne mbooloo mépp ñu ngi dajaloo di ko ñaanal yàlla na ko yàlla delloo ci sagoom ba nga xam ne li mu nekkoon ci biir daayira bi mu dellu si waat ci ndax ku ne xam ne ne moom jàmbaar la ci toolu Sëñ Tuubaa bi defe naa kenn dootu ko présenté muy Talla Diop di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp nag di beral loxo aussi itam jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci waañ wa jigéen ñi nga xam te soxna maam Bousso jiite leen ànd ceeg soxna Fat Samb ñu nekkoon ci ñoom ñëpp di ci liggéey ba lépp mucc ay ba kenn jógewul ci màggal gi ne añuma wala reeruma wala ndékkiwuma wala lépp li nga xam daal moo doon berne ak i xéwal daal jigéen ñi taxaw woon nañ ko toppatoo ko ba lépp jaar yoon kon ñoom it soxna yi ñu ngi leen di wax ne leen gàcce ngalaama yàlla nañu leen Serigne Touba mi nga xam ne mooy borom pay yàlla nañu leen fayal xale yi itam mënuñu leen bañ a gërëm sant leen rawatina waa Kansul Muhtadin nga xam ne dañoo nekk benn say rek topp ci soxna Bintu Ndiaye ànd ak moom def journée boo xam ne journée culturelle spéciale Cheikh Ahmadou Bamba mu doon loo xam lu am solo la woon mënuñu nag bañ a gërëm ñi nga xam ne ñooy xale yi nekk ci kuréel gi nga xam ne sëñ Mor Diop moo leen jiite ñu ànd ceeg sëñ Pape Bassa ñoom Mahfous Fall ñoom sëñ Aliou Fall ñoom ñëpp ñu nga xam ne ay jàmbaar lañu woon ñu ngi nekk ay jàmbaar di nekk ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañuy nekk ci kuréel gi di nekk ci liggéey bi te loolu lépp lenn lu ci nekk farata mënuñu tam bañ a gërëm waa section culturelle te Serigne Alaaji Gay jiite leen nga xam ne ñoo yoroon njàngum alxuraan mi nga xam ne lépp dafa jaaroon yoon ñu jàng fa ay kaamil yu bëri ñaanal ko jàppale ko sëñ bi ci bis bi kon loolu moom mënul woon a ñàkk ñu sant ñëpp nag gërëm ñëpp di leen wax ne leen suñu xol yi sedd na ak bokki taalibe yi nga xam ne ñoo jëloon seen alal def ko ci màggal gi nga xam ne xooluñu lenn lu Serigne Touba dara ñoru leen lu Serigne Touba ñooñu ñu ngi leen di ñaanal di leen sant di leen wax ñu ngi leen di gërëm lu bëri bokki taalibe yi xam ne lu ñëw ñoom la di leen waxit ne leen ñoo ngi leen di fàttali kër Serigne Touba gi ñoo ngi leen di fàttali kër Serigne Touba gi bu ñu sañoon day wax dëgg yàlla
Veneto am kër Serigne Touba am ba nga xam ne taalibe Serigne Touba yi nekk fii yëpp ci gox bi ku ci am soxla mën a dem ci kër googee def fa sa soxla boo paree delloowaat ko te muy doon loo xam moomeelu murit lay doon moomeelu jullit yëpp lay doon ndax doomam ju baax ji Sëñ Murtala da daan wax ne kër yàlla laa bëgg a dégg néegu yàlla laa bëgg a dégg kon kooku deful benn différence dafa bëgg jullit yëpp nekk benn comme ni ko sëñ Sidi Maxtaar waxe yàlla na fi yàgg te mu ànd ak wér ci barke yonent bi ba lii mu naal ci yoonam bi yoonu maamam bi mu yeggale ko ci barke Serigne Touba lii mu naal ci nga xam ne ci Touba mu yeggale ko ci sagoom te ñun ñëpp ñu fekkee ko kenn bañ koo wuute nag ci ñun ci barke yonent bi kon ñoo ngi jégglu ñëpp di baalu àq ñëpp di leen wax ne leen seen xarit seen mbokk Djily Samb géwélu Sëñ Touba moo nekkoon fii doon leen defal seen émission bu ñuy wax ëttu immigré xam naa ma jox sama mbokk sama xarit Boubacar Niang moom mi nga xam moom laa invité woon tey di sama gan ndax defe naa li mu fi wax lépp solo la li mu fi wax lépp lu am solo la loo xam ne luy jëriñ immigré yi la tey mu nekk loo xam ne ba yow ma yabaasoon da leen di jariñ kon ñu jox la nga tàggoo su ko defee ñu soog a mën a tëj émission bi sëñ Bouba. waaw Djily maa ngi lay remercier bu baax di la sant ci invitation bi di remercier aussi téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ne woote nañu vraiment merci beaucoup et que bon à chaque fois que ñu gis ni war naa mën a ñëw fii wax loo xam ne xëy na dina yee wala dina gindi wala dina jariñ incha allah bu boobaa fas yéene naa ñëw def ko bu neexee yàlla. jërëjëf def naa ñun ñoo laa mel ngërëm ñun ñoo laa mel loo xam ni maanaam kenn mënu koo wax muy maanaam bàyyi sa jot bàyyi sa lépp bàyyi sa disponibilité lépp nga bàyyi ko ñëw ànd ak ñun toog ak ñun fii ci loo xam ne lu njariñu askan wi képp la defe naa ni nit lii rek lañ koy doyee maanaam fexe ba saw askan nga mën leen a jariñ loolu lu am solo la ndax jariñ ñëpp moom xëy na yàlla moo koy mën mais askan wi nga bokk nga fexe ba maanaam lu ñu fa war a jariñoo rek li ci sa wàll nga def ko kon Bouba ñun ñoo lay sant di la gërëm di la wax ne la li ñu wax aussi itam ubbil nañ la kër gi sa kër la bu yeboo nga xam ne kër gi comme yaa ko moom lépp loo xam ne luy jëmal kër gi kanam xamal ne ñoo ngi ci ànd ak yow lépp loo xam ne luy jëmal askan wi kanam ñoo ngi ci ànd ak yow lépp loo xam ne daal xamuñu ko woon te mu nekk loo xam ne lu ñëw ci ñun directement la loolu lépp ñu ngi lay wax ne la ubbil nañ la bunt yi lépp loo mën ci leeral sénégalais yi nga def ko ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp mënuñoo tëj émission bi nag te santuñu ki ñi nga xam ne ñoom ñooy techniciens yi nekk ci ginnaaw ba ñuy mën a gis ci kanam ku mel ni sëñ Cheikh Touré ñu ngi koy sant waaye nag di beral ngërëm tam su ki nga xam ne mooy ménagère général bu télévision bi di sëñ Omar Ndiaye di ko encouragé di ko wax ne ko lii mu def nii de immigré yëpp la waroon kon bu benn immigré jëlee initiative def ko na ci immigré yëpp dugal seen loxo kenn ku nekk jël mbir mi def ko sa mbiru bopp mu mel ni yow loo xam ne yow yaa ko moom kenn moomu ko Omar nee na defulu ko pour immigré yi dafa naa loolu moo tax mu def ko kon loolu nekk na loo xam ne lu am solo la kon sëñ Omar ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi may la kattan boo yeggalee projet yi ak initiative yi nga xam ne moom nga jël kon loolu ñu ngi ciy sant ñëpp nag di ci gërëm ñëpp bàyyiwuñu kenn nag fàttewuñu kenn maa ngi nuyu nag sama rakk yi nga xam ne samay rakk yi bopp lañ ku mel ni Mansour Mbaye maa nga ca teese maa ngi koy nuyu di nuyu sama rakk Mamour Mbaye mi ngi fii ci pied bi di Soligo ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu waaye nag di beral nuyoo sama rakk moom it Badara Magna président Giovanni del Veneto moom it maa ngi koy nuyu lu bëree bëri kooku mooy ko ami Libin maa ngi koy sant di ko gërëm di nuyu nag sama rakki bopp personnel ku ñuy wax Mamadou Seydou Koné ñu gën koo xam ci oge maa ngi koy nuyu lu bëree bëri di ko wax ne ko maa ngi koy gërëm di ko sant ci disponibilité am di ko wax ne ko lépp lu ma nekk rek mi ngi ci nekk ak man te lenn loo xam ne lu baax la mi ngi ma koy wax lépp loo xam ne safaan lay su ma gisee ma di ko def mu ne ma lii kat mag du sa wàll kon loolu la ñuy doy rak kon moom it maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal taxawaayam waaye nag di nuyu kenn koo xam ne kenn la ci man muy Malle Ndiaye di suma xarit di suma wëllëre ma nga ca pare maa ngi koy nuyu lu bëri di ko sant te di ko gërëm di nuyu aussi sama rakk ju baax bu ñuy wax Cheikh Diang ma nga ca télévision maa ngi koy nuyu moom it lu bëri waaye nag di saare nag sama jarbaat Badara Sène ma nga ca très basé léegi di xaritu Boubacar ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu kon gars yi ñu teg foofu tànk yi ak loxo yi xam naa ba beneen yoon ñu dellu si ci ëttu immigré ak seen xarit Djily Samb géwélu Serigne Touba ñëpp jaajëf immigré ca kanam. Merci.